أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنال وطري bokk yi ñi seetaan di nu déglu ñu ngi yëkkati kaddu di ci jiital sant bur yàlla di ko ñaan mu dolle julli ala qiblatil arwahi maulana muhammadin alayhi salatu wassalaam ak waa këram ak i saxaabaam ak soxnaam ya ak mboole njabootam ga salaatu ak salaam boo xam ni dana baawaan di xëpp ba àgg ci képp ku teg sa tànk ala siratil mustaqim yal na bur yàlla boole ñu ca di ñaan sunu boroom itam niiri xéewalam ya ak niiri barkeem ya ak niiri ngërëmam ya yàlla mu dañ di ko dotti ala darixi cheikhina abil abbasi ahmad attijani ak mboole xalifaam yaak njabootam yaak muqaddamam yaak soppeem ya ak taalibeem ya yal na bur yàlla boole ñu ca soppeem ya ca dëgg yal na bur yàlla boole ñu ca soppeem ya ca dëgg yal na bur yàlla boole ñu ca soppeem ya ca dëgg tabarakallah di ñaan suñu borom jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na bur yàlla boole defal nu ko dunyan wa uxra addina ak alaxira yàlla nañ ko yàlla defal ku yàlla defal jàmm defal la yërmande defal la barke sa dund mën naa baax fii sa dund mën naa baax fële yàlla nañu ko yàlla defal tabarakallah ñu ngi ziyaara mboole kilifa yi nga xam ni ñi ngi ñuy seetaan di nu déglu di nu topp di ci jiital tabarakallah ñi nga xamante ni bii ni soob na yàlla wàllu wi nga xam ni ci la ñu nekk di ci yëngatu ñoom la yàlla jiital tey ñu jiite ci njaboot yi ak fu nu mën a nekk sharqan wa garba muy xulafaa yi nga xam ne ñoo di xalifa yi Seyd Ahmad Tijaani radiyallahu anhu yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di ndokkeel nañu koy defee jamono bu nekk mbooloo yi nga xam ni ñi ngi ci àddina itam di ñu déglu di ñu seetaan di commenter ci li nga xam ni ñi ngi koy def ñi ngi leen di wax ni itam ñi ngi bàyyi xel commentaire yi nga xam ni ñi ngi ñu koy yónnee tabarakallah dinañ gën a bàyyi xel ci yu bare bare yi nga xam ne ñi ngi koy sàkku ak di ko bëgg ak di ko laaj waaw keroog rek tabarakallah maa ngi ci gis benn mbokk mu doon sàkku ni moom de wax dëgg yàlla bëggoon nañu dimbali ko ci rimaax bu Cheikh Alhaaji Umarul Fuuti ma ni ko waaw xanaa rek de ngeen def ñaan ndax wolof nee na ngeen baal ma wenn taat mënta war gileem war mbaam di ñollax ndiku yaakaaruma ni mën naa nekk tabarakallah comme dañoo nekk ci sumb boo xamante ni bii ni macha allah yàlla rek moo xam muy jawahirul maani te boobu ba tey sax ñi ngi woon ci préface bi tey la ñuy dugg ci muqaddima bi yaakaar naa kon bu ñu bëggee wax waxi rimaax moom xanaa yéene rek moom la ñuy am waaye yaakaaruma ni ci ji jamono moom dina mën a nekk xanaa incha allah bu yàlla defee liggéey bi sori lool su boobaa nag ñu daal di dugg nag ci rimaax bi ndax nag du mën ñàkk parce que nag mag ñu tol noonu kilifa yu tol noonu muqaddam yu tol noonu xalifa yu tol noonu liggéey li ñu liggéey ci tariqa tijaan ñu belli ko teg ko nële topp ay futilité yoo xamante ni bii ni kenn xamul lu mu doon loolu it wax dëgg yàlla ku yàlla dimbali te ngay borom gis-gis di borom xol bu sell di ku bëgg yàlla di kuy fuglu yàlla yaakaar naa bu la neexee itam war ngaa seetiwaat kon sa pas-pas dëgg-dëgg nag bu ko defee kon tabarakallah ñi ngi ziyaar ñëpp di ndokkel ñëpp xanaa dañuy ñëw rek mbokk yi comme niñ ko daan defee rek ñu dugg ci bind bi incha allah tey nag dañuy ñëw directement dugg ci muqaddima bi
keroog présenté woon nañu ouvrage bi muy jawahirul maani wa bulughul amani fi fayd abil abbas tijani ma waxoon ni dinañ firi titre bi parce que naturellement titre dafa nekk résumé ci texte parce qu'en général titre bu fekkente ni bii ni xam nga li muy signifier rek war ngaa mën a am benn notion wala war a boog benn dégg-dégg à peu près ci texte bi lan lañ ci bëgg a wax. xam nga baatu jawahir jamu la mooy pluriel la plurielu jawhar li muy firi mooy wurus mooy singulier bi jawahir mooy pluriel bi mooy ay wurus xam nga baat bi annexion la moo waral kenn du wax al jawahirul naaha parce que le premier terme d'une annexion ne prend jamais al mooy waral kenn mënut a wax al jawahirul maani déedéet jawahirul maani parce que annexion la te terme bu fekkee dañ ko annexé ci beneen baat ci arab mënuloo firi benn terme bi bàyyi bi ci des déedéet ñaari ngay boole firi loolu it nañ ko bàyyi xel kon su boobaa bu ñu teqantelee baat yi boole ko firi defe naa dinañ xam jubluwaayu wax ci jawahir mooy jamu jawhar li muy firi mooy wurus wu diis wu am valeur al maani mooy firi ay sens jamu maana la plurielu maana bi sens comme ni ngeen ko déggee SENS sens mooy jubluwaay mooy kii wax wala boog li ñu bind wala boog li nga dégg jubluwaayu ki ko wax wala jubluwaayu ki ko bind lan la kii di wax lan la jublu ci li muy wax kii di bind lan la jublu ci lim bind li ma dégg ki ko wax lan la ci jublu loolu mooy baatu maana xam nga ñaare nag jublu wala boog li ñuy jublu ci wax wala li ñuy jublu ci bind du nekk ci mbind mi déedéet loolu moo waral nit di dem jàngi pour xam jubluwaay yi léegi nag jubluwaay yooyu muy maanaa yooyu dafa mel ni ay géej yoo xamante ni bii ni du ku ne moo ci mën a xuus parce que dafa laaj nga am kattan te kattan gi mooy da ngaa war a ngembal xam-xam lu dëgër lu wow koŋ jàng ilmu zahir jëfe ko yàlla donnale la ca leer gu tax nga mën a xuus ci ilmul kusufaat su ko defee la yàlla nam ci waxam ji di alquran nga mën koo xam la yàlla yonent bi alayhi salaatu salaam nam mu dëgg-dëgg ci waxam ji nga mën koo xam su ko defee kooku nga xam ni am na kattanal xam-xam boobu ba mën a dugg ci biir géej googu kooku moo mën a dem génne ci ay wurus teg ko ci loxol nit ñi te kooku moo di Seyd Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu loolu moo waral boo xoolee mu ni jawahirul maani wurusi maanaaya maanaa yi mooy maanil Qur'an ak maani yi nga xam ni moo nekk ci ahadith nabawiyya yi ak maani yi nga xam ni moo nekk ci waxu nitu yàlla yi loolu dafa mel ni ay géej ci biir géej yooyu nag ca la wurus wa nekk ka am kattanal mën koo dagg dem génne wurus yi teg ci loxo nit ñi kenn la ci jamono mu di Cheikh Tidiane radiyallahu anhu jeex na nag waaw bu ko bul jéem a xool wax leneen di wala ngay seet leneen ça pose toujours problème Cheikh Tidiane na jeex na dégg nga mu teg ci wa bulughul amani lan lay tekki bulugh mooy jot al amani mooy mébét yi mooy bëgg-bëgg yi maana téere bii dañ ko titré nii moom mooy wurus yi nga mooy wurus yi nga xam ni moo nekk ci biir géej googu nga xam ni mooy géeji maanaa yi waxi sunu boroom ak géeji maanaa yi waxi yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wassalaam waaye itam téere bi dafa nekk wa bulughul amani ak jotuk mébét ya parce que nag foog ngeen xam ni bëgg-bëgg yi nga xam ni moo aju ci nit ci wàllu addinaam ak bëgg-bëgg yi nga xam ni moo aju ci nit ci wàllu alaxiraam yépp bokk na ci yi tax mu mën a gaaw a sotti nit ka gaaw ko am mu gaaw a réaliser wu mooy mu jéem a toppatoo jéem a xam li nekk ci jawahirul maani kooku amul benn werante téere bi tremplin la tremplin mooy bulughul amani waaw wa bulughul amani tremplin la boo ci jógee rek dalay sànni fa nga jëm dalay jokkaleeg li nga bëgg mooy wa bulughul amani ak jotuk mébét ya waaye nag loolu fan lañ ko mën a amee ak fan lañ koy jëlee mu ni fii faydi abil abbas Tijaani waaye mi ngi bàyyi ko ci inondation
ak taw waame bi nga xamante ni bii ni mooy xëppoo di sottee di duusu géej yu tar yooyu di tegaloo nga xam ni jamono bu nekk rek mi ngi am waaw muy bëbbug Seyd Ahmad Tidiane radiyallahu anhu parce que gis nga baatu fayd dafa poser problème faydu bari na kuy wax faydu xamut sax jamaatu ba xam faydu nit balaa wax faydu dañ ko war a laaj lan mooy faydaniya ndax faydaniya mooy mbooloo bu fekkee loolu mooy faydaniya kon nag wax dëgg yàlla soxlaatul ñu di ko ñuy wax waxu Cheikh Tidiane yi nañ dem rek ñun ñëpp nekk talibé Iblis ngeen baal ma waaw parce que lim am ci mbooloo kenn xamul ni mu toll te day loo xamante ni bii yàlla subhanahu wa taala moo ko ci jox ndigal ma wax la ko Iblis ku ko wax tooñ ko nag Iblis amul dara lu mu mën xanaa lu may lu ko yàlla mënal ci waxin moo tax diggante boobu diggante bu sew la ah way Iblis mënul dara amul dara xamul dara yàlla ko mënal da ngeen ci bàyyi xel bu ngeen demee ci alquran da ngeen di gis sunu borom daf ko waxyu wastafziz la ko wax jox ko c'est un impératif wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik wa ajlib alayhim bi xaylika wa rajlik wa sharikuhum fi al-amwali wal awlad wa'iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura mi ngi ci l'Isra borom bi moo ko wax waaw Iblis yàlla daf ko waxyu wastafziz mooy listifzaz mooy noonu ngay déggee léeg-léeg woykati addina yi boo gisee ñu naan ay woy dagan naag daganul déglu dafa xaraam qataan boo demee ci laay jooju fa ngay déggee ni musique dafa xaraam bu kenn fontu nit ñi di wax ay musique dafa daganul nit ñi nañ bàyyi seen caaxaan yi ngeen bal ma musique mënut a dagan boo demee ci laay jooju wastafziz man istataata minhum bi sawtik yàlla Iblis la ko wax wastafziz mooy na nga yëngal seen xol yi waaye na nga ko yëngal man istataata koo xam ne am nga kattanal mën a yëngal xolam def ko minhum ci ñoom doomu aadama yi bi sawtik nga jaarale ko ci sa baat bi yow Iblis moo waral woykati addina yi ngeen di gis yëpp ay abalis lañ ay Iblis lañ Iblis jaar ci seen kaddu yi di ko neexal noonu nga di ko déglu di jooy ak di tëb di dal ay Iblis yu mag lañu na ngeen ko xam de noonu la tëddee yonent bi alayhi salaam boo demee ci ruuxul bayaan Sidi Haj Malik radiyallahu anhu dégg ngeen ci jamonoom mu wax mu ni dama naroon def tafsirul Qur'an li tax ma bàyyi ko mooy Ismail Haqi bi nga xamante ne bi ñu def na tafsir jiitu moom muy ruuxul bayaan boo ci demee ci suutul Israa bi muy firi laaya jooju ca la indi hadis ba ni yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa wax ni bu'istu li kasril madamiri wa qatlil xanaaziri man yonent yàlla Muhammad dañ ma yónni pour ma damm piano yi nga xam ne moom la ñuy musique waaye dañ ma yónni pour ma rendi li nga xamante ni bii ni moom mooy mbaam xuux yi mbaam xuux maanaam boo ko déggee mooy du lu ñuy lekk du lu dagan ci diine naka noonu itam musique du lu dagan ci diine nañ ko xam musique laa wax nag musique waaw bu ko defee nag bu kenn jël kii di déedéet yàlla moo ko wax wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik alquran la Iblis la ko yàlla wax koo mën a yëngal xolam jaarale ko ci sa baat bi def ko waaw loolu la ko wax bu ko defee nag kon bokk yi il faut que ñu xam ni Iblis manut lépp loo xam ni lu mu man la yàlla subhanahu wa taala moo ko man loo kon dama doon wax ci cadre mbooloo bu fekkente ni bii ni mbooloo moom moo tax ñuy wax faydu c'est parce que xamuñu luy faydu firiwul mbooloo mbokk yi baatu faydu li muy firi mooy inondation jamaatu mooy firi mbooloo te loolu ni mu mel dafa mel ni yow mu jël sa paan nga dékk ko ci taati robinet bi muy sotti bu demee ba fees robinet bi tëj loolu nga xam ni moo nekk ci biir paan bi loolu lañ tuddee jamaatu waaye gis nga boobu bu feesee nag ba tàmbalee sotti di walangaan loolu di bàyyi ko ci paan bi di walangaan di dem ci suuf loolu la ñu tuddee faydu mooy inondation bari na koo xamante ni bii ni ci wàllu yàlla amagu ci jamaatu maanaam dajaleegul li nga xamante ni bii ni parce que mais ay ñoom Sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu bu ngeen gisee seen jamono ñu mënoon la ñu mënoon xamoon la ñu xamoon yeggoon fa ñu yeggoon sañoon lañ sañoon mais dafa am lu ko sous-tendre buñ ko xamee ak buñ ko xamul il faut que les choses soient claires aussi Sëñ Babacar radiyallahu anhu Seydi Hadji Malick jaami'u tarbiya la ko defal mboole asmaul husna yi nga gis daf ko cee jaarale benn par benn di ko ci tarbiya
benn par benn di ko ci tarbiya benn par benn ba yëpp mët loolu lañ tuddee jaamiu tarbiya loolu la ko defal. loolu nag bu fekkente ni bii ni defalaguñ la ko xamaguloo ko mosaguloo ko bëgg a tëb rek ni faydu c'est parce que ça pose problème ba te bari na ku daan faydu xamul sax luy jaamiu tarbiya boo ko laajoon jaamiu tarbiya xamu ko boo ko laajee nees koy defee xamu ko. kon nag yooyu itam foog ñu bàyyi ci xel bokk yi di éviter yenn termes yi nga xamante ni bii ni ñun sax bu ñu ko laajee duñ ko xam waaw. moo tax nag téere bi kon dafa bokk ci dafa bokk ci jubluwaay yi nga xamante ni bii ni pour ñu mën gaaw a comprendre rek daf ko tuddee jawahirul maani muy maanaa yi nga xamante ni bii ni moom moo aju ci waxu yàlla ak waxu yonente bi alayhi salatu salaam ak waxu nitu yàlla yi dafa mel ni géej goo xam ni faw ñu am ku am kattanal mën a xuus génne wurus wa ca nekk. nee na loolu mooy téere bi wurus yi nga xam ni moo nekk ci jubluwaay yi waxi suñu borom wurus yi nga xam ni moo nekk ci jubluwaay yi waxi yonente yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam moom mooy téere bii. dégg nga wa bulughul amaani nee na téere bi itam kadhalik dafa nekk loolu ñuy wax jotuk mébét yi maanaam li lay àggale ci say bëgg-bëgg li nga bëgg xam nga kenn ku ne xam na nit mënul tëb tëb àgg ci fa mu jëm fokk nga am yoon woo jaar yoon woowu mooy jawahirul maani waaye mu nekk nag fii faydi abil abbas tijaani du waxi kenn du xam-xamu kenn ay xam-xam la yooyu yàlla subhanahu wa taala moo ko xëpp sotti ko ci ruuxu cheikhna ahmad tijaani radiallahu anhu ba mu inondé ca nga xam ni moom mënatu ko sax téy day wala ngaan di dem rek di wala ngaan di dem rek di wala ngaan di dem rek moo tax loo fi gis nag mooma loolu ma waral nga dégg sëñ di ko wax ca wala falam ba naan ko su ruugi mooy tëbb yii wërsëg yu sell yi yii xam-xam yu yaatu yi est-ce que Cheikhu Tijaani yi wax na dëgg wax na dëgg wax na dëgg su ko defee nag loolu moo ci nekk kon titre bi loolu lay tekki ci gàttal léegi nag loolu bu ñu ko déggee rek mbokk yi yaakaar naa dañ mën comprendre que ni kon jawaahirul maani li ko tax a jóg mooy teqantal waxi yàlla subhanahu wa taala teqantal waxi yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam teqantal waxi nitu yàlla yi loolu moo ko tax a jug kooku mooy bu njëkk bi beneen bi ci tegu mu ni jotug mébét yi la ñu ne Cheikh Tidiane lañ bëgg wax dëgg yàlla loolu yàlla dogal lépp loo xam ne mën nañoo jokkale ak moom loolee daañ ca son daañ ca rey suñu bopp wala suñu bakkan dana ca des insha allahu taala jawaahirul maani bii ci la bokk ndax foofu la tàmbalee ak ñun xamal ñu kan mooy Sidi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu askanam giiram fa mu jàngee ay wayjuram fa mu jaar na mu tàmbalee ci wàllu yàlla lan moo doon ay jikkoom na mu doon doowoon àddina itti ji nga xam ne moom la ko yàlla joxoon hatta muy àgg ci fii mu àgg tey ba ñu koy wax su ko defee nag loolu liñ ci dimbali mooy jawahirul maani kon bulughul amaani bi da nga koy déggee ci côté Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu anhu parce que ñun li ñu bëgg suñu mbébét yëpp mooy Sidi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu amuñu beneen mibit wax dëgg yàlla parce que nag Cheikh Tidiane boo ko xasee ba am nag dëgg-dëgg doy na nag loo bëgg leneen nag wax dëgg yàlla leneen lan ngay utati ah li waa ji di wax ku la am dootul xool keneen ku la lamb dootul daj leneen xaw ma tabarkalla waxin yooyu waxin yu neex la waaye yu am solo la waaw ku la xool dootu xool keneen ku la lamb dootu daj leneen waaw ku la lamb dootu lamb leneen yooyu te dëgg la wallahi al azim Cheikh Tidiane boo ko xasee ba am rek jeex na tabarakallah mbokk yi loolu mooy dëgg léegi nag tey ñi ngi dem ci muqaddima bi muy introduction bi nag daf ko def ci wàllu tasawuf parce que fànn gi nga xamante ni bii ni ci la bind téere bii téere tasawuf la tasawuf nag dafa bari polémique bu ci nekk te polémique bi ña cay polémique yëpp waruñu caa polémique lu tax waruñu caa polémique mooy ñoom dafa am leneen lool waroon nañ ko lijjanti ji dem tal loolu xam nga mooy lan nit ñaa ngi fi di fecc di naan sangara di njaaloo di fen ngeen bal ma di jëw dugg ci di yàq deri nit ñi nekk ci lépp lu yàlla tere yaa ngi ko gis adduwuloo ci fekk loo xamante ni bii ni yow xamuloo ca dara de nga wëlbatiku bëgg koo jël ndax parce que am na benn communauté boo xamante ni bii ni diine ja nga xamante ni bii ni moom la ñu donne ci yonente bi alayhi salatu wasalaam na ko saxaaba yi daan jëfe noonu la ñu koy jëfe yow nga bëgg a dindi loolu ñuy wax xaalif tu'raf mooy wuuteel ak ñii su ko defee ñu xam la xam nga ñëpp bu ñu jaaree ci yoon bii soo bëggee ñu xam la da ngay jaar ci beneen yoon bi koo dégg kuy muy di nga Seyd Ahmad Tidiane yi bëgg ku ko xam la lii moom maa la ko wax tey ko foo ko dégg ak ku mu mën a doon laa la wax ak ku mu mën a doon daa bëgg ku ko xam waaye mënu ko teg ci xam-xam boo xam day nekk ilman sarihan sahiha xam-xam bu leer bu wér nit mën cee di nga Seyd Ahmad Tidiane radiyallahu anhu nit kooku asamaan fenkagul ci kaw mënul nekk c'est pas possible
su ko defee nag muqaddima bi da ko def ci wàllu tasawuf nag bokk yi yàgg naa leen wax tënk la. boo demee ci sirrul asrar bi nga xamante ne bii ni Cheikh Abdul Qadir al Jilani moo ko bind dafa wax ni tasawuf tënk la taa gi moo di taqwallah saad gi mooy safaul qalb waaw gi moo di walayatu faa gi mooy fanaau fillah ñeent yi ku mu daja ci yow mutasawifa nga moo tax yow boo xamul dara ci tasawuf da nga war a noppi te may nit ñi jàmm wax dëgg yàlla mais yow xamul dara ci tasawuf ba pare nga wëlbatiku buñ la man waaw tasawuf bon loolu amul ci jamono yonent bi amul benn ci islaam mais attends yonent bi alayhi salaatu salaam moom mooy suufiyanke bu mag bi di parce que tasawuf tënk rek la baat bi même bu fekkente ni bii ni amul woon ci jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam naka jekki jëf jaa ngi fi woon xanaa dooma ni taqwallah ragal yàlla amul woon ci jamono yonent bi de yonent bi moom mi wax ana jaddu kulli taqiyin képp ku ragal yàlla maa di sa maam xanaa dooma wax ni amul woon de safaul qalbu xol bu sell xanaa dooma wax ni amul woon de te yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ni inna fil qalbi inna fil jasadi mudga ida saluhat salaha al jasadu kullu wa ida fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb yëg leen ni am na suux wu ne ci yaram bu baaxee lépp baax bu yàqoo lépp yàqu te moo di xol xanaa dooma ni kon kooku de jàngalewul lu jëm ci wàllu lu ñu tuddee ahwaalul qalb mbiri xol xanaa dooma wax ne yonent jàngalewu ko de te sadd gi mooy safaul qalb waaw gi moo di walaayatu ak pal ca yàlla yonent ñaata xadis la indi di wax ñi nga xamante ne bii ni ñoo di labdaal yeeg nuqabaaw yeeg nujabaaw yi ay ahadis nabawiye yu leer nañ yu set wicc yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ko ñi nga xam ni am nañu ak pal ca yàlla alquran dikk tudd ko mu nekk lu sarix hunalika alwalayatu lillahi alhaqu huwa xayrun thawaban wa xayrun uquba faa gi dikk nekk fanaau fillah muy jeex tàkk ci yàlla jeex tàkk ci yàlla nag soo ko déggee te xamuloo ko da ngay bàyyi ñi ko xam ñu wax la ko sëriñ bi xam nga li gën a yéeme ci àddina mooy la dalan imamul Ghazali Abu Hamidul Ghazali def naa dégg ngeen ko yéen ñëpp borom xam-xam bu mag la woon nekkoon nitu yàlla boole ci waaye dafa am fu mu jaar la jëkk muy nekk nitu yàlla parce que moom dañ ko daan woowee salma shi'ta laajal lu la neex waaye dafa jàngoon ilmu zahir maanaa zahiru nusuus yi le côté apparent des textes loolu la jàng mu leer ci boppam mais jàngul le côté bi nga xam ni mooy le côté caché bi nga xam ni moo nekk ci texte yi jawahirul maani nag loolu lay jàngale moo tax ñu titré ko jawahirul maani moom imaamul Ghazali dama lu ma leen di nettali ci dundam tuuti rek ñu dugg ci téere bi ci muqaddima bi dafa am benn bés mu jugee këram di dem ci juma ja pour jiite ji juma bi mu dikkee ba ci yoon bi benn jigéen daal di koy dogale daal di ni ko salma shi'ta noonu lañ ko daan woowee laajal lu la neex ndax dafa bari woon xam-xam ni ko salma shi'ta ma de dama am benn laaj bu ma la bëgg a laaj mu ni ko xanaa nga gaaw tuuti rek ndax dama jëm ni ca juma ja dama war a dem jiite ji mu ni ko waaw dama gisoon baax avant ñuy nodd zawal fekk set naa léegi nan laay def ak jullik suba gi ak jullik tisbaar gi xam nga loolu ñi jàngul sax njàng mu sori boo leen ko laajee dëgg-dëgg war nañ ko mën tontu du masala moo xam ne ni masala mu jafe tontu la damaa gisoon baax set naa laata zawal nu may def ak jullik suba gi loolu lu ci yoonu jullik suba gi dégg nga bi mu ko waxee loolu limaamul Ghazali daal di bàyyi ndaw si foofu ni ko damay dem ci jumaa ja bu ma wàññeekoo danaa fi jaar bu fekkee gisee nañ danaa la tontu ndaw si ni ko baax na limaamul Ghazali dem bi mu demee ba àgg ci biir jumaa ji taxaw def xutbaam ba noppi dal di taxaw ñu liqaamal ko mu kabbar allahu akbar jàng fatiha bi mu tàmbalee jàng laata fatiha bi di daanu rakkam ju mu bokkal ndey ak baay sëlmal génn jàkka ji dem am lu mu wax yaayam moom rakk ji limaamul Ghazali bi mu sëlmalee ñu ni ko lu xew yow sa rakk ji xanaa da ngeen am problème parce que moom bi fatiha bi di daanu fekk ko ci jàkke ji lan la lu xew Ghazali jaaxle daal di dem ci yaayam ni ko man sama rakk bi dafa am lu mu def lu ma xamul lu tax mu def ko parce que moom la damay jiite avant may sëlmal mu génn jàkka ji bu ko defee bu dee daf ko def ngir wàcce ma wala bu dee dafa ko def ngir tuutal ma nangam wax yaay ji ni ko moom de jaar na fi te bàyyi na fii kaddu ndax moom nee na daal wax dëgg yàlla du julli ci gannaaw koo xam ni da nga koy jiite ba noppi di xalaat ay sobe dégg nga wax du julli ci gannaaw koo xam ne da nga koy jiite ba noppi
di xalaat ay sobe loolu mi ngi ci téere bi loolu rakk ji wax loolu mi ngi ci téere bi fii ci kaamil bi aca tooleen foofu rek di wax ay tasawuf caaxaan la dégg nga tu vois l'imamul Ghazali bi ko yaay ji waxee loolu mais xam nga tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément soo demee ci dans l'art poétique Boileau moo ko waxoon wallaay wax na dëgg sax dafa am loo xamante ni bii nii soxlawul sax wax ji di sori boo ko déggee rek war a mën a nangu ndax dëgg du rombi nopp naka lañ ko wax l'imamul Ghazali am le bon sens parce que le bon sens c'est la chose la mieux partagée mbokk yi nit ku baax da ngay nangu waaye ñu wax la dëgg ngay tendee falaka wa subhanallah loolu baaxul ci tàng bi mais mu nangu mi yaay ji walaay li mu wax dëgg la parce que avant may ñëw ci jumaa ji dama dajeek benn jigéen mu laaj ma ni ma dafa gisoon baax set na laata zawal nu muy def ak julli suba geeg tisbaar gi loolu laa doon xalaat bi may jàng fatiha bi wax na dëgg mais sama problème du wax ji mais nu mu def ba xam ko nan la mën a percer transcender sama xalaat sama jëmm ji ba dugg ci sama xel mi ba mën ko yër ba mën a xam exactement li may xalaat man daal loolu mooy sama problème dëgg-dëgg yaa ji ni ko te nga dem nga waxtaan ak moom rek comme sa rakk la l'imamul Ghazali daal di ñëw ci rakk ji daal di ni ko wax dëgg yàlla dama bëggoon ñu waxtaan mu ni ko waa yow laay déglu mu ni ko waaw parce que man daal sama yaay wax na ak man polémique bi nag du ma ko fi indi li nga wax dëgg la li nga wax dëgg la noonu la demee mais dama bëggoon nga wax ma ana nan nga def ba mën a xam loolu nan nga mën a def ba am loolu rakk ji daal di ni ko dama am sëriñ l'imamul Ghazali da laa wax rakkam ci boppam ni ko du dara li tax ma mën a xam ni yaa ngi julli yaa ngi jiite yaa ngi xalaat ay sobe du dara moo ma ko mën may lu dul ni dama am sëriñ mu ni ko sëriñ mu ni ko waaw mu daal di ni ko teg ma boole ci sëriñ mu ni ko nan dem ba xam dina ko nangum déet l'imamul Ghazali ànd ak rakk ji ñu dugg ci biir marché bi ñi ngi fekk sëriñ bi ci boppam mi ngi yor simmiñ di gor ay matt naka la siin l'imamul Ghazali rek ndeysaan daal di teg simmiñ bi dikk ba ci moom nuyu ko daal di fóon loxo moom sëriñ bi ci moom de fóon loxo bi ni ko salma siita na ngeen def naka yitte bàyyi na nga ci jàmm tabarakallah nangam mu ni ko xam nga lan la sama rakk bii moo ma fi indi te li tax mu indi ma fi mooy dama bëgg nga dimbali ma li nga ko defal nga defal ma ko mu ni ko déedéet demal yow borom xam-xam nga jàng nga zahir bayre bi bari na nit ñi topp nañ la yaa ngi rafet sikkim bi macha allah demal ñun si ñu yor nii si yi ñu yor nii moom nangam dàq ko l'imamul Ghazali daal di ni ko du ma dem fen ñëw naa jaayante ak yow te dama bëgg li nga defal sama rakk bi xam naa ni dëgg la dama bëgg nga defal ma ko daal di futti manto bi sànni fokk mbaxana mi sànni dindi kaala gi sànn sukk ci tànki góor gi ni ko dama bëgg nga dimbali ma ka def loolu faqiihu la woon borom xam-xam la woon lu ne jàng na ko toroxlu ci kanamu koo xam ni mutasawwifa la te naka jekk jamono noonu lay doxee mais yamul ak moom foofu sëriñ bi ni ko kon nag baax na léegi dama am lu ma lay chargé mu nekk sa mission mu ni ko lan la mu ni ko duus yi nekk ci marché bi dama bëgg saa yoo xëyee nga jël bale gi nga dem nga bale ko ba mu set nga def ci ndox mu jàll l'imamul Ghazali laa wax l'imamul Ghazali Abu Hamidul Ghazali borom Ihya Ulumiddin l'imamul Ghazali jël bale gi saa yu xëyee dem ci marché bi di bale duusi ak duusi marché ni mën a mel maara day tali di ko bale muy dem muy sotti ndox mi muy dem muy xëy di dem di bale muy di xëy di bale di xëy di bale ba bale gi jeex takk dara di sukki amatul daalum bale mu xëy suba rek daal di xëy taxaw croiser les bras sëriñ bi romb ko daal di ni ko l'imam lu xew da nga dul bale gi mu ni ko non bale gi moo jeex mu ni ko bale gi bu jeexee sa sikkim bu gudd bi da nga koo mënta jël nga dem nga bombe ko sobe si mu dem l'imamul Ghazali daal di nangu ndeysaan daal di dem ba mu demee mu jël sikkim bi laa wax sikkim bi de l'imamul Ghazali laa wax moo raw ci addina bi l'imamul Ghazali mu jël sikkim bi di ko bombe sobe si muy dem di sotti ndox mi di ko bombe ba sikkim bi dagg ba jeex takk bay nag ci dar amatul daralum bombe mu xëy suba sikkim bi teg ak sëriñ bi ni ko lan la
mu daal ni ko dama amatul lu ma bombe sobe si mu ni ko ah waaw yeggal suuf Limaamul Ghazali yegg suuf mu ni ko téenal ci kaw Limaamul Ghazali teen ci kaw bunti asamaan tijjiku natatatat ba ca malaul aala mu ni ko ah mu ni ko sëggal ci suuf Limaamul Ghazali sëgg bunti suuf tijji ñattatatatat ba ca taxta sara mu ni ko ak sa xam-xam bu rëy bu bëri bi nga amoon nit ñi toppoon la nan la Salma Chita laajal lu la neex ndax taxoon na nga mën lii mu ni ko déedéet mu ni ko xam-xamu góor yàlla yaa ngi nii Limaamul Ghazali ca la binde téeréem boobu mu tuddee ayyuhal walad moo tax lu bari daf ko defaraat ci liggéeyam moom parce que bu jaarul woon ci yoonu góor yàlla yi xam-xamam boobu la muy bari waxi kese lay doon haba am mansura du am njëriñ moo tax du am benn cafka du suur nit bari na wax yoo xam ne suurul nit te bari na wax yoo xam ne da ngay toog nit yàlla mu wax la ko sa biir fees dell ci saasi parce que wax ja dafa am lu mu àndal ca la binde téeréem boobu tuddee ko lettre aux disciples ca la waxe woon ni le savoir n'est source de bonheur que lorsqu'il est détenu par les hommes hors du commun wax na dëgg le savoir xam-xam n'est source de bonheur que lorsqu'il est détenu par les hommes hors du commun les exceptions les hommes hors du commun daam ñoo xamante ni bii nii yow yaa leen boole dans le commun des mortels déedéet mais ñoom génn nañ bu yàgg dans le commun des mortels yaa defee ni ñoom danañ dee mais ñoom duñu dee parce que dañ fiy des ci desuk yàlla gi parce que dañ leen a mooñaale ak desuk yàlla gi ñu dem ba xam luy yàlla ak lu yàlla jeex ci yàlla nit nag bu jeexee ci yàlla dafay des ni fi yàlla di dese mooy faa googu nga xam ni moo nekk ca faawu tasawuf ga ab tasawufu faa gi mooy fanaa fillah Limaamul Ghazali foofu lañ ko jaarale mu dem ba jeex takk ci yàlla deseetul dara yëgatul jëmmam ji fenn loolu tax mu daan wax ni le savoir n'est source de bonheur que lorsqu'il est détenu par les hommes hors du commun mais Salis daf ko daan wax c'est un penseur gréco-romain daf daan wax ni gis nga am na loolu ku ko bëgg il faut nga nangoo liggéey il faut nga nangoo rayante mais ñoom seen ay wax soo ko jëlee ci format bi ñu ko waxee nii rek xóotaloo ko utaloo ko ay bunt yoo ko mën a jaar ba mën a jëfe wax ji mais su boobaa wax ji du la amal njëriñ xam nga bu fekkee def ne la tout homme jaloux de s'élever au-dessus des autres créatures doit travailler de toutes ses forces pour ne pas passer sa vie dans un obscur silence que font les animaux que la nature a penché vers la terre wax ji da nga koy dégg rek nga yemale ko ci format wax bi noonu wax boobu mooy demal nga wuti sëriñ wax ji loolu lay firi tout homme jaloux de s'élever au-dessus des autres créatures doit travailler de toutes ses forces pour ne pas passer sa vie dans un obscur silence est-ce que dégg nga wax ji dans un obscur silence que font les animaux que la nature a penché vers la terre absolument parce que nit bu amul sëriñ ñi nekk ci moom benn du ci yeewu il est toujours dans un obscur silence mi ngi wax laa ilaaha illallaah xamul lu mu doon mi ngi wax allahu akbar xamul lu mu doon mi ngi dégg xar yi di mbéy xamul lu mu doon mi ngi dégg ginaar yi sax du xam dara day dund ba dee noonu rek du am benn njëriñ dundam bi léegi nag boo amee sëriñ boo xamante ne bii ni mën na laa jaarale fu tax nga xam yow li nga doon ak xam li tax yàlla indi la fi ak xam ki la fi indi ku mu doon waay su boobaa sa dund mën a am njëriñ moo tax daf ko daan wax que toute notre force réside dans notre corps et dans notre esprit bu ngeen gisee may njëkkee lii dama leen di wax ñoo xamante ne bii ni bien avant Seydi Ahmed Tidiane la te ñoom dañoo gëmoon tasawuf nekk ay écrivains ñoo xam ne c'est des penseurs gréco-romains pour wax leen naka jëkk xam-xam yi benn la xëy na waxi ni ñoo dul nekk benn ibaratuna shatta wa maanaka wahidu fal kullu ila dhaka al jamali yushiru mode d'expression yi mën nañoo utee fekk li ñuy wax lenn la kii da koy waxe ci arab utiliser benn yoon bi kii waxe ko ci anglais utiliser yoon bi kii waxe ko ci français utiliser yoon bi kii waxe ko fekk la ñuy wax lenn la xoolal ki digg taxaw ni que toute notre force réside dans notre corps et dans notre esprit l'esprit c'est fait pour commander le corps pour obéir mais il me paraît plus juste de recourir à l'esprit plutôt qu'au corps pour conquérir la gloire seetal wax bi il me paraît plus juste de recourir à l'esprit plutôt qu'au corps pour conquérir la gloire mbokk yi am na loolu kenn mënu ko am ci ay tappale ngeen baal ma ko ak ay waxi kese nii déedéet il faut nga dem ci ñi nga xam ne ñoo ko am man ko xam ko ñu jox la ko defal la ko nit foofu mu am ku ko tette ci wàllu yàlla mënta ñàkk xamal la lan mooy yaram ak i jagleem xamal la lan mooy ruuxu ak i jagleem xoolal kii moom daf ni sunu kattan yi ñu yàlla jox yëpp force nag dafa bari noo ko mën déggee
réside dans notre corps et dans notre esprit. yaram moo fi nekk ak ruux kattan yi ñu am yëpp ci ñaar yooyu la mais xoolal lim ci teg l'esprit c'est fait pour commander le corps pour obéir. kon xam nga kooku dàq na yaram bu yàgg moom. bu fekkee yaram nekkewu fi lu dul dañ koy digal muy def ñu koy tere muy bàyyi kon yaram moom amul benn njëriñ nañ li jënti ki koy digal mooy kan. su ko defee nag tasawuf boo ko déggee xam-xam la yoo xam ni looloo ko taxoon a jug ci gàttal. kon wax nañ tënk bi nga xam ne moo tënk tasawuf muy taagi di taqwallah ragal yàlla, sadd gi muy safaul qalb xol bu leer, waaw gi mu di walaaya ak pal ca yàlla, faa gi di fanaa fillah jeex takk ci yàlla. yii bu ko nit xasee ba am ci tënk bii ñu wax ni mutasawifa nga. léegi nag boo toppatoo def ay rapprochement ci diggante l'imamul Ghazali loolu mu waxoon ak loolu nga xam ne Saliste c'est un penseur gréco-romain ak loolu mu waxoon, soo paree boo tiiree yow mi may déglu di nga xam ndax ñoom Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ci caaxaan lañ nekkoonam déet. dégg nga léegi nag muqaddima mu ni qaala cheikhu Sha'rani radiyallahu anhu fi awwali tabaqatihi ma nassuhu muqaddimatun fi bayani anna tariqa alqawm mushayyada bilkitabi wassunnati wa annaha mabniyatun ala suluki akhlaqi alanbiya'i wal asfiya'i wa bayani annaha la takunu madmumatan illa in khalafat sarih alqur'ani wassunnati walijma' la ghayr. wa amma in lam tukhalif fa ghayatu alkalam annahu fahmun utiyahu rajulun muslim faman sha'a falyamal bih wa man sha'a taraka. نظير الفهم في ذلك الأفعال وما بقي باب للإنكار إلا سوء الظن بهم وحملهم على الرياء وذلك لا يجوز شرعا. دفني موم سونو سيرين دارا سيد علي حراد براد الفاسي رضي الله عنه بور يالا فايال نكو موم سيدنا علي حراد براد الفاسي mooy sunu sëriñ daara. téere bii de moo di ci sunu sëriñ daara loolu la yàlla dogal. dafa wax nag mu ni ci présentation bi ci introduction bi ba muy wax bañ na ko ba sax indiwul waxu Cheikh Tidiane yi dafa indi waxu koo xam ni kenn nattalewul ni moom borom xam-xam la bu sikkuwul muy abil mawahib Abdul Wahab Sha'rani. boo demee ci benn téereem bu ñu tuddee tabaqaatu Sha'rani dafa am tabaqaatu Charnubi am. tabaqaat lu muy firi mooy ay étape rek parce que dafay jël ay nitu yàlla yoo xamante ni bii ni ay ponkal lañu woon ci biir xeetu yonente bi alayhi salaam moom l'imam Sha'rani mu nettali seen dund nettali seen jaar-jaar fa ñu jànge may ya ñu am ci yàlla taalif ya ñu def ci wàllu diine kenn ku ci nekk mu defal la benn tabaqa. boo déggee tabaqaat loolu lay firi ay nitu yàlla yu bare lay jël dajale leen ci ab téere kenn ku ci nekk mu jox ko benn portion boo xamante ni bi def cay nettali fa mu juddoo fa mu jàngee la mu jàng ba mu génnee àddina fañ ko denc nangam yu mel noonu lay nettali ci téere boobu mu tuddee tabaqaat. boo demee ci téereem boobu nag Seydina Ali Harradim daf ni qaala wax na cheikhu Serigne Ba Sha'rani. boo déggee l'imam Sha'rani mooy abil mawahib Abdul Wahab Sha'rani nit ku yéeme la woon radiyallahu anhu bur yàlla gërëm ko amin ya rabbi fi awwali tabaqatihi nee na boo demee ca téereem boobu mu tuddee tabaqaat soo demee ci introduction bi lam ci njëkk a indi daf ci indi benn nas mooy texte loo xam ne daf ko bind wax ni muqaddima lii présentation la fi bayaani anna tariqa al qawm di leeral ndeke yoon wi nga xam ne mooy yoonu gaaña nag soo ko déggee mooy yoonu nitu yàlla yi mooy tariqul qawm. soo demee ci téere bii muy taayatu suluk ila malikil muluk bu Ahmad Charnubi soo demee wax na ci yoonu gaaña lu am solo loolu moo tax sax ma indaale ko pour bu ñu demee ba ma daaneel paragraphe bu njëkk bi dugg ci moom li mu wax ci yoonu gaañi ak lan moo doon yoonu gaañi parce que nag su boobaa ci la wax ji di mën a talli ndax fii wax ji moom ala kulli xaal daf fi banku waaw kay li tax mu banku fi nag yomb naa dégg ndax téere bi dul téere boo xam ne moom la ñu njëkk a jàng ci tariqa tijaanit nag foog ñu xam ko dégg nga mu ni fi bayaani anna tariqa al qawm dafay leeral ni yoon wi nga xam ni mooy yoonu gaaña muy tasawuf mushayyada day lu nu yëkkati bil kitaabi ci waxi yàlla muy téere bi wa sunnati ak waxi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak i jëfam
muy sunna wa annaha mabniya ala suluki axlaaqi al anbiya wal asfiya teyit amul benn werante ci ni yoon woowu nga xam ne moo di yoonu nitu yàlla yi di mutasawifa yi seen yoon yooyu nee na du dara lu dul loo xam ne dañ ko tabax fondement ko te li ko tabax du dara lu dul soobu jikko yi ña nga xam ni ñoom la yàlla solo tànnoon leen ci biir jaamam ñi loolu mooy lan yonent yi jikko yi nga xam ni moo nekk ci ñoom mais alquran mais xanaa wax dëgg yàlla nit nag du ma wax ni ma yàlla waxul yonent bi ni ko wadkur fil kitaabi ibrahim innahu kaana nangam wadkur fil kitaabi muuse innahu kaana nangam wadkur fil kitaabi maryama mi ku ne yàlla tudd na la ci alquran wax yonent bi alayhi salaam ni ko tuddal diw ci alquran ndax nii la meloon lu tax mu wax ko parce que dafa bëgg ñu roy ko nee na yoonu gaaña du dara lu dul loolu mooy xam jikko yi ña nga xam ni ñoom la yàlla solo defaral leen boppam parce que yonent mooy ku yàlla defaral boppam day jub day baax day xam kooku nag bu fekkee da ngaa sóobu ay jikkoom dafa am yoon woo xamante ni bii ni ca lañ lay teg pour nga mën a àgg foofee yoon woowee mooy mutasawifa boo déggee diw mutasawifa la wala nangam bu tasawuf li muy tekki du dara lu dul suluku axlaaqil anbiyaai wal asfiya mooy soobu ca yoonu ña nga xam ni wala boog soobu ca jikko yi ña nga xam ni ñoom la yàlla solo muy yonent yi ak ñooñu yàlla setal tànnal leen boppam muy nitu yàlla yi seen jikko ya nañu meloon na leen yàlla melaloon boog képp ku bëgg a mel noonu wala képp ku bëgg loolu yoon wa nga xam ni ca nga war a jaar ba keroog nga koy am loolu dong mooy tasawuf nag léegi xanaa nag wax ji leer na mu ni te gis nga yoon woowu bul yaakaar ni dañ fi indi suñu waxi bopp déedéet yoon la woo xamante ni bii ni mushayyada bil kitaabi wa sunna bu fekkoon ab tabax la li nga xam ni moo ko taxawal mooy waxi yàlla ak waxi yonent bi alayhi salaam ak i jëfam jeex na xam nga boo gisee ku mel ni Seyd Ahmad Tijaani radiyallahu anhu mu dem ba àgg ak ñun boo demee ci ifadatul ahmadi bu barakatul jalil Tayyib Sufyaani muy wax mu ni bu ngeen déggee ni Cheikh Tidiane moo wax nangam nee na ngeen ko teg ala misani shara na ngeen ko teg ci balance sharia mu ni bu dëppeewee na ngeen ko def mu ni bu dëppoowul na ngeen ko bàyyi ngeen sànni ko wax boobu nag dañ ko desee dégg xam nga iza sami'tum anni shay'a fazinuhu bi misani shara fa ma waafaqa fa xuduuhu wa ma xaalafa fatrukuuhu waaw bu ngeen déggee ni Cheikh Tidiane moo wax nangam na ngeen ko peese ci balance ub sharia mais kan mooy peese hunaaka tuujat mashakil jamma le problème foofu la nekk kan mooy ki war a peese Ahmad Fall mooy toog di peese waxi Cheikh Tidiane moom wala benn waay boo xam ni dafay weddi di nga di bëgg a rey nit ñi ak coow lu bari mooy toog moom di peese waxu Cheikh Tidiane Chérif koo xam ne ferul ijji Cheikh Tidiane bala ngaa peese ay waxam da ngaa war a fer ijji sëñ bi boo ferul ijji war a peese ay waxam parce que li mu wax lu leer la da nga koy teg ala mizaani sharia ci balance sharia yow da nga xam sharia bi yëpp yow da ngaa jàng sharia bi yëpp yow da ngaa peeg sharia bi yëpp dara ci sharia bi rëccu la ba tax nga war a mën a peese wax moo tax waxam jooju bu leen ko woyfal parce que nit ñi dañ koy woyofal rek defee ni sharia bi mooy defal bàyyil qu'est-ce que cela veut dire ça sharia bi defal bàyyil ci la yem sharia bi mooy lépp tout tariqa ak xaqiqa lépp ci biir sharia bi la nekk il faut que les choses soient claires aussi parce que boo gisee Cheikh El Hadj Malick di ko wax ci Fakiru Tullaab bi man lam yuhit bi jumlati sharia inkaaruhu li mahlakin zaria képp koo xam ni amul ihaata peegul dajalewul ba mu mat sëkk loolu nga xam ni moom lañ tudde jumlatu sharia jumlatu sharia mooy mboole sharia bi li yonent bi wax ak li yàlla wax déet sëriñ daara jumlatu sharia mooy tariqa xaqiqa ak sharia boo leen boolee loolu lañ tudde jumlatu sharia te loolu mooy demaat ci maqaamul iman maqaamul islam ak maqaamul ihsan muy diin ji ngay dégg lii ki koy jàngale mooy cheikhu taalim lii ki koy jàngale mooy cheikhu tarbiya lii ki koy jàngale mooy cheikhu tarqiya
ñett yooyu yëpp daje ci jënn jëmm mu yonent bi alayhi salaam yàlla ko waxa walladi ba'atha fil ummiyina rasula yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma muy ñett yi ma wax léegi muy liimaan l'islam ak l'ihsan cheikhu tarbiya ginnaaw cheikhu taalim ak cheikhu tarqiya jeex na. dafa am koo xam ne li muy jàngale mooy zahiru nas le côté apparent des textes te Seydi Malik radiallahu anhu naka jekk ku leen dégg na ci jamonoom daana ko tere maanaam nañu moytu de trop di basé wu sur le côté apparent des textes boo gis am na lu nekk ci biir da ngay dem nga jéem ko lijjanti ba noppi mais bëgg a dikk rek fekk benn texte ñu bind ci kaw nii fekk yàlla nee na ci alquran wa wajadaka dallan fahada yow yonent yàlla Muhammad dañ laa fekk nga sànku ñu gindi la subhanallahi alazim te yàlla du wax lu dul noonu du dëgg yàlla du wax lu dul noonu yàlla lu mu wax noonu la kon kay bu fekkee ni wa wajadaka dallan fahada da nga koo bëgg a yemale ci maanaam firee ko rek sur le côté apparent des textes muy zahiru nas bi noonu rek wa wajadaka fekk nañ la yow yonent bi dallan nga sànku fahada su boobaa dana saf xorom di mënta fiiri sax loolu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moo ko firi génn góor goo gële waaw ndax moom moo waxoon ni dafa am ñaar dalalatul anwar ak dalalatul aghyar ki réer ci biir leeri yàlla yi ak ki réer ci leneen lu dut yàlla bokkut yonent bi réerul ci leneen lu dut yàlla naka jekk yonent bi ci biir leeri yàlla yi la réer diiru mu judd ba keroog yàlla di ko yónni yonent bi musu fee def luñ koy tuumaalee yonent bi musta tukki te àndul ak kenn musta fanaan fu dul makkatal mukarrama lu tax parce que yàlla dafa bëgg léppam ñu xam ko kii dinañ ko wax wajadaka dallan fahada yonent daa mos a sujootal xërëm attends mais am na wax yoo xam ne di ko jëmale ci xaq yonent bi alayhi salaam sax loolu kenn xamul lu mu doon moo tax Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu ni dalalatul anwar bokkul ak dalalatul aghyar loolu nag nekkul ci côté apparent bi déedéet du luy feeñ loolu da ngay dem ci mutasawifa yi ñi ngay bañ ni ñoom ñoo am xam-xam ci ñoom ngay dem parce que ñoom ñoo am xam-xam ndax ñoom ñoo zubdatu shariat yi dina ko wax ci kanam tuuti sharia bi bu fekkoon meew la bu ñu woyal dax bi nekk ci kaw mooy mutasawifa tasawuf bi loolu la mooy lépp ko defee nag ku eggagul foofu nag lu ko neex mën naa weddi Seydi Haj Malik radiyallahu anhu nag daf ni man lam yuhit bi jumlati sharia képp koo xam ne peegul dajalewul xamul lépp li nga xam ne sharia bi ëmb na ko kooku inkaaruhu weddi gu muy weddi mbir zaria da koy gaaw a jëmale li mahlakin ci alkande mais amul werante benn waaye def na ko Sëñ Babacar Si radiyallahu anhu di ko fekk ko mu toog mu bëgg koo wan ñàkk teggin parce que am na loo xam ne dara lu dul ñàkk teggin naan ko nit ñaata karaw moo nekk ci yaramam comme nee nga yow lu ñu laaj nga tontu ko Sëñ Babacar ni ko bala nga lijjanti loolu demal nga sangu ji farata barki Dembo Njaay ci jabari jàmbur nga fanaan demal lijjanti ji loolu ba noppi waaw te mais xoolal li mu laaj Sëñ Babacar Si ak li ko Sëñ Babacar Si tontu boo xamul li xew da ngay yaakaar ni Sëñ Babacar Si dafa bëgg a weer waa ji wala Sëñ Babacar Si radiyallahu anhu dafa bëgg a fénatal wax ji dafa xamul ñaata karaw xanaa man mi tekkiwul dara sax xam naa ñaata karaw la ñu am loolu day xam-xam nit ñaata nokki lay nokkeeg yooyu du xam-xam loolu du dara loolu mi ngi téere yi ñu bind loolu day dara xam-xam du loolu lim ko wax loolu mooy xam-xam parce que nit fekk janaba mi ngi nekk ci yaramam poori yaramam yi dafay tëju poori yaram bu tëjoo lan ngay lijjanti ci karaw demal nga lijjanti poor yi ñu tëjee ko ba noppi nga soog a xam karaw yi loolu mooy wax ji moo tax mu ni ko yow ci jabari jàmbur nga fanaan demal nga sangu ji ba noppi nga soog a lijjanti wax yi ay kat nit ñaata karaw lay am mais bu fekkee nag dégguloo wax ji da nga naan noo góor gi dafa bëgg a fératal wax ji daf ko xamul non xam nga bis bu nekk moo ko gis nga mag ñi seen wax yooyu dafa am lu muy firi soo ko xamul rek waay bàyyi ko noonu dégg nga su ko defee nag bokk yi Serigne Daara radiyallahu anhu di Seydi Ali nee na nga yëg ni mutasawifa yi seen fànn googu nga xam ni ca la ñu nekkoon ñu tuddee ko tariqul qawm yoonu gaaña yëgal ni dañ bu fekkoon tabax la ko fondement yëkkati ko ba tabax bi taxaw jonn mooy alkitaabu wa sunna wax yàlla ak waxi yonent bi alayhi salatu wassalaam ba pare na nga yëg ni dañ ko tabaxe moom tabax bi liñ ko tabaxe liñ ko raaxe tabax ko ba mu ni joddu taxaw du dara lu dul soobu jikko yi ña nga xam ni ñoom la yàlla solo mu yonent yi ak ñooñu nga xam ne ñoom la yàlla setal maa dafa bëgg a wax
tasawuf du dara lu dul koo xam ne foo ko fekk mi ngi toppatoo jikko yonent yi ba pare di ko jéem pour roy leen mel nañu meloon jeex na. waaw lii de yaakaar naa ku ko bonal nag dëgg yow yaa bon baal ma nag waaye wax ju munta neex parce que nag fi mbir yi toll la moo tax xam nga ko tolli Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu nit ñi di permettre ay nit tu vois ñu leen di ŋàññi ci ŋàññi goo xamante ni bii ni dañ ko def gratuitement delluwul ci dara lu dul xamadeeku reewande ngeen baal ma ba pare nit ñi toog noonu rek di leen seetaan noonu loolu tamit wax dëgg yàlla kenn xamul lan la wax dëgg yàlla man d'accord naa bu fekkee dañ ko teg ci cadre xam-xam te am na loolu mënut a tegu ci cadre xam-xam moo tax bis bu nekk dama koy wax te di ko waxaat ñiy werante ak salafiste yi di werante ak ñi nga xam ni gëmuñu Seydi Ahmad Tidiane yi ci ay audio ak ci ay groupe WhatsApp nañ ko arrêté amul njariñ am na koo xam ni boo ko andiloon alfa hujjatin junniy lay du tax mu gëm li nga nekk du sa problème yow miy werante ak moom du problème am moom miy werante ak yow problème bi xam nga kan la Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu moo ko wax أيها المعرض عنا فإن إعراضك منا فلو أردناك لجعلناك كل ما فيك يرجنا yow mi may wan gannaaw naan dag may dingat mbir mi ajuwul ci yow nee na ci man la aju di bu fekkonte ni bii ni bëgg naa nga ëlbatiku ci man balaa jant so nga ëlbatiku ci man ndax li nekk ci yow di bëgg ak di bañ yàlla dogal na ni balaa caa def dara da ca wax ak man ku mu neex gëmal ku mu neex weddi loolu moo am c'est pas notre problème nit gëm ak mu weddi non 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 notre problème xam nga mooy lan li ñuy wax ila yawmil qiyamati du lu nit di teggi ila yawmil qiyamati laa wax parce que itam nag il faut que ñu arrêté yooyu te dafa tàmbalee yaatu léegi boo demee ci réseaux sociaux yi partout da ngay dégg ay nit yoo xam ni kenn xamu leen ñu génn di wax ci Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu lool weñ wu ci dal dee di ko xas di ko ŋaññi ñu ni patti noonu rek toog noonu rek pour lan mu mel ni Cheikh Tidiane waxul dara moom mu mel ni ay xalifaam waxuñ dara ñoom mu mel ni ñi leen fi nekkal ñoom waxuñ dara ñoom ahan kay nag wax nañ dara li ñu wax moo ngi nii li ñu wax mooy Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ak ña mel ni moom mutasawifa yooyu li leen taxoon a jóg du dara lu dul suluku axlaaqil anbiyaai wal asfiya fexe ba jikko yi yonent yi ak jikko yi ñu yàlla setal ñu fexe ba tabax ko ci nit ñi fexe ba def ko ci nit ñi loolu moo leen taxoon a jóg kooku ku ko bonal yow yaa bon waaye moom bonul waaw na ngeen ma baal nag waaye nag noonu rek lañ mën waxee parce que Cheikh Tidiane radiyallahu anhu daal duñ ko bàyyeeg nit ñi daal ñuy wax loo xam ni tamit waaw kenn xamul lan la dégg ngeen mu niit wa bayaani annaha la takunu madmuma illa in xaalafat sarih alqurani wa sunnati wal ijma la gayru mu ni gis nga yoon woowu ñuy wax ñun muy tasawuf fenn rek la nit sañ a taxaw ŋàññi ko kon xam nga kii bañul ko ŋàññi moom da ko bind mi ngi nii lii dañ ko bind mi ngi nii wa bayaani annaha dañuy leeral ni loolu nga xam ni mooy yoonu gaaya la takunu madmuma amul fu nit mën a jaar ba ŋàññi ko amul fu nit mën a jaar ba diingat ko illa in xaalafat sarih alqurani wa sunnati wal ijmaa bu fekkee da ngaa dégg Seydi Ahmad Tidiane mbaab nawleem ci waxin ci cadre xam-xam ak ci cadre bii ñuy waxee muy tasawuf da ngaa dégg ñu wax loo xam ni dafa wuuteeg texte alquran wala mu wuuteeg texte waxu yonente bi alayhi salaam wala jëfi yonente bi alayhi salaam wala mu wuuteeg lijmaa mooy loo xamante ni bii ni qad ajmaa alayhi araul ulama al mujtahidun mooy loo xam ni borom xam-xam yi nga xamante ni bii ni nangu nañ seen xam-xam ñoo daje ci jamono ci benn xew-xew ñu daal di cay def listinbaat daal di génne atte wax ni yàlla lii la ci wax wala yonente bi alayhi salaam lii la ci wax loolu dañ koy botte ci attey l'islam bi loolu lañ tuddee lijmaa mu ni bu fekkee ni yoonu gaa ñii ñuy wax fenn rek nga mën a jaar ba mën koo ŋàññi ci waxin te mooy bu fekkee daa wuuteeg waxu yàlla wala mu wuuteeg wax yonente bi alayhi salaam wala mu wuuteeg loolu nga xam ni mooy lijmaa waaye mbokk yi man de wax dëgg yàlla dama xam ni wax bii ku ko dégg waaw wax bii ku ko dégg su fekkee am nga dara ci leer wala nga am dara ci xel mu jub di nga def attention bu baax a baax lii muqaddima bi la de lii présentation la introduction la dégg ngeen introduction comme son nom l'indique kon kii mi ngi lay introduire mi ngi lay dugal ci wax ji mi ngi lay xamal ni la fii duñ fi wax lu wuuteeg waxu yàlla duñ fi wax lu wuuteeg waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam duñ fi wax lu uuteeg lenn loo xam ne lijmaa la mënta nekk c'est pas possible
parce que ki ñuy waxal nag du ku ñuy ŋàññi waaw kay foog loolu tam ñu xam ko ko defee ñi ñu war a ŋàññi ñi ngi fi nañ leen ŋàññi waaye Seyd Ahmad Tidiane déedéet léegi nag mu ni wa amma in lam tuxaalif fa gaayatu lkalaami annahu fahmun uutiyahu rajulun muslim léegi nag tey mais bu fekkente ni bii ni ki nga xam ne xool na ni kat Seyd Ahmad Tidiane radiyallahu anhu lii mu wax wuutewul ak waxu yàlla wuutewul ak waxu yonent bi alayhi salatu wassalam wuutewul ak lijmaa moom lay wax wa amma in lam tuxaalif bu fekkee wuutewul ak waxu yàlla ak waxu yonent bi ak lijmaa fa gaayatul kalaami wax ji daal moo di firee ko noonu wax ji daal moo di annahu fahmun loolu nga dégg Cheikh Tidiane wax ko tax xamuloo ko dafa nekk aw déggin fahm la aw déggin goo xam ni utiyahu rajulun muslim yàlla subhanahu wa taala moo ko jox waay joo xam ni waa ju jëbbalu ca moom la léegi nag su boobaa ku mu neex gëm ku mu neex weddi amul problème c'est tout waaw mbokk yi Sayyidina Ali ibn Abi Talib keroog bi yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam génnee àddina gaa yi ñëw daje daal di ni ko dañu bëgg nga wax ñu yonent bi alayhi salatu wasalaam lu mu leen fi bàyyil booba alquran ji newu fi rik waay nañ ma wax ndax alquran ji newu fi am déet booba hadis yonent bi alayhi salatu wasalaam nekku fi ñu mokkal ko ñoom booba ñoom saaba yi newuñ fi ñoom yonent bi jàngal ñoom ñu ay téere yu dox ci kaw suuf nekkuñ fi ñoom ànd ak loolu yëpp waxu leen alquran ànd ak loolu yëpp waxu leen hadis yonent bi alayhi salatu wasalaam xam nga lu mu leen wax yonent bi bu fekkee am na lu mu fi bàyyi du dara lu mooy aw dégg woo xam ne yàlla moo koy jox ku ko neex ci waxam ji waxul waxi yàlla ji la fi yonent bi bàyyi de mais aw dégg loolu mooy wax ci mbokk yi dégg gi la day nag bu fekkente ni bii ni amuloo dégg te mënuloo dégg yàlla ñi mu joxuk dégg ñu mën a dégg di dégg nga ne leen li ngeen dégg wérul yow yaa amuloo dégg loolu nag kenn mënu ci dara wax dëgg yàlla am na koo xamante ni bii ni mënoo koo dégtal ba mu dégg waaw li ñuy wax naan waaw kay innaka la tusmiu almawta wala yusmiu summa duaa ndax ida wallaw mudbirin quran la yàlla dafa wax yonent bi yow waxal rek am na koo xam ni mi ngi dund pour moom fekk dundul dafa dee ndax li war a dund ci moom la koy dundal nanguwul dégg loolu muy alquran kon dee na am na koo xam ni mi ngi yaakaar ni mi ngi dégg fekk déggul parce que nit lu mu dégg te déggul alquran keroog la yëg keroog la gën a tëx te yëgu ko boo déggee summun bukmun umyun fahum laa yubsirun loolu lay firi woy tëx lañu woy lu lañu woy silmaxa lañ du tekkiwul ni ñi muy waxal dañoo tëx de déedéet tëxuñ dañoo déggul alquran te alquran ku ko déggul da ngaa tëx gi loolu la moo tax mu ni wax ji daal moo di bu fekkente ni bii ni lii ñuy wax parce que nag il faut qu'on amène les sujets bu fekkee lii ñuy wax ñun lii ñuy wax wuutewul ak waxu yàlla wuutewul ak waxu yonent bi alayhi salatu wasalaam wuutewul ak lijmaa su boobaa xamal ni fahm la mooy ak dégg-dégg mooy compréhension boo xamante ne bii ni yàlla moo koy jox ku ko neex waaw léegi loolu est-ce que loolu da nga ko mën a codifier ci waxu yàlla ak waxu yonent bi alayhi salatu wasalaam mais on peut pas codifier cela déedéet sincèrement problème mu dégg problème mu yàlla la moo koy jox ku ko neex loolu problème magie la c'est-à-dire loolu du problème mu il faut nga indi texte pour yàlla moo wax ni dégg-dégg bi attends lan mooy loolu attends dafa am loo xam ni du xam-xam nag déedéet l'essentiel mooy dégg gi la ñuy codifier ci naka na fexe ba moom la mu wax Cheikh Tidiane dégg-dégg ba mu am buñ ko peesee natt ko ci waxu yàlla du woroo buñ ko nattee ci waxu yonent bi du woroo buñ ko nattee ci lijmaa du woroo dafay nandoog ñoom loolu rek a ci am solo waaye nga ni déedéet il faut que mu nekk sarixul mu yéen yow ceebu jën bi ngay lekk bis bu nekk ceebu jën bi fu mu nekk ci téere bi xanaa yàlla waxul kulu washrabu rek lekk leen naan leen du loolu rek la yàlla wax ana ceebu jën daa nekk ci at kaamil bi te bu mbiri jotee boo ko lekkul tey jii kenn du dégg wax leen ma foofu ceeb ne ci kaamil bi ceeb daa ne ci kaamil bi wax leen rek amul ci kaamil bi kon donc bu ñu kenn fontoo di ñu wax ay waxu tasawuf lii déedéet ceeb newul ci kaamil bi
voilà noonu rek la mel nag bu la ci kenn daal yàlla lekk leen rek la fa ngay jaar ba lekk nag après nga toppatoo seet noo def ba am sa ceeb boo amul sa ceeb nga am sa mbaxal tu vois wala sa maafe wala sa domada yaa xam loolu yow la waaye ama lekk leen daal fa la yàlla mën a yem ak yow ay cër dégg nga wax ji waaw kay waaw fal yanzuril insaan ila taamihi walay dëgg la waaw loolu moom danañ ci ñëwaat fal yanzuril insaan mimma xuliq fal yanzuril insaan ila taamihi waaw alquran ay corrélation yu doy war moo ci nekk waaw yàlla nee na nit na xool li muy lekk waaye yàlla nee na nit na xool ci lu mu jóge waaw ci lan lañ ko bindee parce que benn la waaw ñoom ñaar benn la wax yi boo ko xoolee benn la fal yanduril insaan ila taamihi ak fal yanduril insaanu mimma xuliq nit na xool ci lan la bawoo ci lan lañ ko bind nit ku ne xam na ni fa min maniyyin tumna ci mani yu la bàyyi ko mani yi fu mu bàyyi ko c'est le travail de tous les muscles muscles yooyu lan moo leen di dundal du aw ñam salaamaaleykum kon fal yanduril insaan ila taami nit na xool li muy lekk moo tax nit ku leew ak ku leewul daa am ndax nit ki nga way am na jamono mango bu doon taxawaalu nga fii am na jamono mango nga woon moo tax bu ngeen demee ci ku mel ni comment il s'appelle encore le philosophe là Aristote daf ko daan wax ba mu dikkee moom fekk maître am bi nga xam ni moom moo doon Platon son maître nga xam ni Socrate bi mu dikkee dafa indi l'humanisme nit la doon jàngale moom nit mais moom mi jànge ci ki nga xam sëtam la parce que ki ko jàngal mooy Platon amul système philosophique moom amul fenn fu mu jooyal ay xalaatam moom daf ni Socrate comme dañ ko rey li ma war a def mooy wéyal ay xalaatam tasaare ko ci àddina bi moo tax amuloon système philosophique déedéet Aristote bi mu jàngal moo indi le monisme le principe qui réduit toute chose à l'unité moo ko indi moo ko indi le monisme c'est le principe qui réduit toute chose à l'unité falyanzuril insaan mimma xuliq nit na xool ci lan la bàyyi ko le principe qui réduit toute chose à l'unité lu yaatoo yaatu la yàlla xam na ko waaw lu yaatu la waaw nañ ci taxaw noonu rek bu ko defee it mu ni kon wa amma in lam tuxaalif bu fekkente ni bii nii la ñuy wax uutewul ak waxu yàlla di alquran uutewul ak waxu yonente bi alayhi salatu wassalam uutewul ak lijmaa muy li nga xam ne borom xam-xam yi ñoo daje wax ko muy lu leer ñu jële ko ci waxu yàlla ak waxu yonente alayhi salatu wassalam ndax yonente bi moo garanti lijmaa nag moo waxoon laa tajtamiu ummati ala xatar samaw xeet du ñu dëppoo daje ci loo xam ni danger ma nga ca moo tax lijmaa ku ko xotti daje ak yàlla dégg nga su boobaa nag na nga yëg ni fa gaayatul kalaami wax ja daal du dara lu dut ni annahu fahmun utiyahu rajulun muslim ak dégg-dégg la boo xam ni yàlla mooy xool ab jullit mu jox ko su boobaa fa man shaa ku mu neex fal yaamal bihi nga jëfee loolu Cheikh Tidiane moom ni mu déggee waxee ni wutewul ak waxu yàlla wutewul ak waxu yonent bi alayhi salaatu salaam bu la neexee nga jëfe ko wa man shaa tarakahu bu la neexee itam nga bàyyi ko amul problème waaye nag bul ko booleeg bàyyi ko ba noppi nag bëgg a wëlbatiku nag di ko diingat ça on ne le permet pas sincèrement bàyyi rek nag comme jëfewu bàyyi ñun ñu bëgg a jëfe ñu jëfe ceeb bi daal sotti na ñi xiif nañ lekk ñi xiiful buñ ci xëlëf suuf duñ ko nangu waaw wax ji loolu la jawaahirul maani bii ceeb bu sutti la ceeb bu jën la bu neex boo xani foo takk neexaay bi weesu na ko dégg nga maam léegi nag moom ñaaray mën a am sukk ci ndab li bokk ci ñiy dank wa illa duñ la bàyyi nga di ci xëpp suuf ak koo mën a doon nag kay ak koo mën a doon loolu nañ ko xam insha allah bu ko defee it mu daal di it ni nadirul fahmi fi dhalika al afaal gis nga mbir yi moom xam nga li ñuy wax jëf yi dégg-dégg yépp boo leen jëlee nga delloo leen ci jëf yi
su boobaa dootoo weranteeti ci dara. nadirul fahmi fi dalik al afaal. léegi dama bëgg rek mbokk yi ñu dem ñu procéder ndànk. Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moom de dafa bokk ci ni mu déggee nit dafa war a dafa war ñaari rakkaay fajar mu julli ko. loolu sunu yonent bi la wala du sunu yonent bi? du sunu yonent bi la alayhi salaam. yonent bi moo ko jëf ba pare wax ci ay ahadis. cheikh dikk ni mu képp ku bokk ci tariqaam bu fekkente ni bii ni ñaari rakkaay fajar rëcc na la nooy def? da nga koy fay bu jant jógee ba pare nga jàng ñetti jawharatul kamal. da nga koy fay bu jant jógee ba pare nga jàng ñetti jawharatul kamal. da nga koy fay bu jant jógee ba pare nga jàng ñetti jawharatul kamal. nadirul fahmi fi dalika al afaal. mbokk yi gis nga bu ñu bàyyee wax ji te dem ci jëf yi su boobaa danañu xam ndax Seyd Ahmad Tijaani radiyallahu anhu daa wuuteeg sarixul kitaabi wa sunna wal ijmaa ndaxam dafa wuuteeg waxu yàlla dafa wuuteeg waxu yonent bi danañ ko xam. ñaari rakkaa yi nit di julli gannaaw julli timis du sunna yonent bi alayhi salaatu salaam la. Cheikh Tidiane ni mu déggee mooy ñaari rakkaa yooyu rëy na ci yàlla ba àgg ci dayo foo xam ne yow boo ko julliwul bu boobaa nooy def loo koy faye ah juróom fukki salaatul fatixi li ma ugliq moom mooy remplacer ñaari rakkaa yooyu nga waroon a julli gannaaw timis. nadirul fahmi fi dalika al afaal. mbokk yi foofu ngay xamee ndax Sidi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu dafa dikk ngir raggal sunna yonent bi wala dafa dikk ngir dundal sunna yonent bi alayhi salatu wassalaam. lii moo taxoon alhabib al aziz radiyallahu anhu sëñ haadi ba mu koy dimbale ca lam ko dénkoon daf ca bokkoon diine ji sa tool baaya del bayta wattuy golo te bul dog dugub ndekon nga saggib sagam. wax na ko dëgg. diine ji sa tool baaya del bay mooy dee ci liggéey te bul dog dugub mooy xoolal bu ko dundee bul dunde diine ji. na nga wattuy golo mooy wattul ñi yàq diine ji ndax boo ko defee rek nga saggib sagam. Cheikh Tidiane radiyallahu anhu képp ku toqi koo ci moom na nga yëg ni diine ji sa toola da ngaa war a bay waroo ko dundee benn da ngaa war a bay te moytu ñuy yàq nde boo ko deful saggi sagam ba moom Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu. waaw xam ngeen lan la man waxuma fi julli farata ay naafila laa nekk di wax xam nga ki lay wax naan la boo bàyyee ñaari rakkaay timis da ngay jàng juróom fukki salaatul faati kooku xam nga da lay leer ni boo bàyyee julli timis dana la tër caw la ba pare ni la demal nga julli ji ko. amul werante ki nga xam ne daf lay wax ñaari rakkaay fajar bu la rëccee da nga koy fay ba noppi jàng ñetti jawhara cela veut dire que loolu mooy boo toogee julli woo suba bu boobaa maa ngi attends loolu mooy wax ji. xam nga ki nga xam ni naafile yi ndegam naafile yi lay toppatoo di ko lijjanti wax dëgg yàlla war ngaa xam ni kooku du foye mukk farata yi. ndax xam nga lu waral Seydi Ahmad Tijaani di defee noonu foo fekk kuy woyofal ay nawaafil bu yàggee mu woyofal ay farata. foo fekk kuy woyofal sunna bu yàggee mu woyofal farata. amul benn werante mooy waral moom day tàmbaleeg yow ci yooyu nga xam ne yow yu woyof nga ko jàppee mu diisal ko gan. boo demee ba ci biir Jawaahir bi mi ngi koy wax ki jàpp wirdu tijaan te du jàng alquranul karim nee na moom ba yellante kon sax mu bañ a jàpp wird daanaka du ko jariñoo di. moo tax léeg-léeg nga non après dinañ ci ñëwaat parce que vraiment damay bañ a anticiper yooyu xuloo bi di gën a metti rek waaye moom yéeme na trop parce que dama xam ni Seydi Ahmad Tidiane li muy wax ak li nit ñi di nettali dëgg dafa waroo lool dëgg boo demee ci ahzab wa awraat bii nga xam ni ki ko mujj a taaliq ko moo di Sidi Mahamad al Haafid al Tijaani al Misri te yàggul jamono bi mu génnee jamono moomu boo demee nettali na ni Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu mi dafa daan soññe ci awraat yooyu ñu tuddee awraat yi ñu jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam
muy booy xëy boo jug ci sa kaw lal lan nga war a wax asbaxna wa amsayna bika naxya wa namuutu wa ilayka nushur. loolu Seyd Ahmad Tijaani da koo digal bépp taalibeem. booy sol sa yére lan nga war a wax Seyd Ahmad Tijaani ne la demal nga toppatoo ji ko. booy génn sa kër lan nga war a wax Cheikh Tidiane ne demal nga toppatoo ko. booy dellu si ci sa kër lan nga war a wax Cheikh Tidiane ne demal nga toppatoo loolu. booy dugg ci jàkka ban tànk nga war a jiital ak lan nga war a wax Cheikh Tidiane ne demal nga toppatoo loolu. booy génn ci jàkka ban tànk nga war a jëkkee ak lan nga war a wax Cheikh Tidiane ne demal nga toppatoo loolu. soo jullee sa julli farata ba noppi lan nga war a jàng Cheikh Tidiane yi nee na demal nga toppatoo loolu. parce que yii bu matul matagoob jullit ba ñuy waxu Tidiane. moo tax ma ne li Cheikh Tidiane yi li muy wax ak lii c'est-à-dire sincèrement li ñuy c'est diamétralement opposé. dem leen mii may wax mi ngi ci Ahzab Bawaraat du lu sori da daan soññe moom Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ci loolu. booy lekk lan nga war a wax ban ñaan nga war a jàng boo lekkee ba noppi ban ñaan nga war a jàng Cheikh Tidiane da ci daan soññee. boo jàppee ba noppi ban ñaan nga war a jàng Cheikh Tidiane da ci daan soññee radiyallahu anhu. booy tëdd ci kaw lal ban ñaan nga war a jàng Cheikh Tidiane radiyallahu anhu daf ci daan soññee. yii nga xam ni yonent alayhi salatu wasalaam ak saabaam ñoo ko fi bàyyi Seydi Ahmad Tidiane bi mu dikkee fii la tàmbale ñu soog a wax waxi astaghfirullah ak salatul fatih ak la ilaha illallah. waaw kay waaye jël yee nga sànni ko fële bëgg non loolu du Tidiane déedéet mukk. parce que li mu wax mi ngi nii loolu dafa leer wa annaha mabniya ala suluki axlaqi l anbiyaai wal asfiya. munoo wuuteeg yonent yi yow Tidiane c'est pas possible. lañ daan def ngay def faqat nañu meloon ngay jéem a mel. kon kooku tegtal nañu la mbir yi ala kulli xaal amul benn uute boo xam ni am na ci. la cay particularité nag loolu daañ ci ñëw nag ndax am na tuuti particularité nag waay loolu tam nañ ko xam. nee na itam nag wa ma baqiya baabun lil inkaari illa suu addanni bihim wa xamlihim ala riya wa dalika la yajuuzu shar'a. mu ni nag bu fekkente ni bii nii la nga xam ni moo ci des parce que ñaari rek moo ama nga xam ni nitu yàlla yi lii ñuy wax waxu yàlla la waxu yonent bi alayhi salatu wasalaam nga jëfe ko wala nga xam ko nga bàyyi jëfewuloo. ñaar yi rek moo fi am. léegi nag mu ni wa ma baqiya la nga xam ni moo ci des baabun lil inkaari bunt la boo xam ni gars yi dañ ci jaar pour weddi kuy weddi nag loolu lu ci nit man jant baa ngi maa lànk gisuma ko waaw baax na d'accord waaye bu naaj bi génn de di nga xam ni jant bi génn na ndax dina tàng tuuti sa yaram dina ko yëg nga xam ni jant génn na. Cheikh Tidiane Chérif noonu la mel amul fenn fu waay mën a jaar jant la boo ko gisul bu naaj bi tàngee di nga ko yëg. gisuloo ci jamonoom na benn ponkalu wali yoo xamante ni bii ni sunu sëriñ daara Sidi Ali Haradim da doon doxantu ci sahra bi ci désert bi dajeeg moom te kooku bokkul ci tariqa Tidiane mi ngi bokk ci tariqa l'imam Chadili. mu daal di ne ko dëgg-dëgg de man ci tariqa l'imam Chadili laa bokk waaye xam naa te werantewu ma ni mëdët yi may jot di ko jotee ci xadra suñu borom bi ki ma koy jottali di ma ko tëbb moo di sunu sëriñ Seydi Ahmad Tidiane waaw sëriñ bi teel a nangu day yombali duma waaye magum jëmmu mer bi wala bëgg laa kile ngay fu ne nga dugg fa day ñiñ bu la jàppee maara day taali loolu moo ci nekk. gis nga mbir yi ñi xamul rek ñooy werante ñi xamul bu leen neexee mën nañ werante waaye amul kenn ku xam di werante amul laa wax werante koo gis mu di ko def rek xamul. nit balaa werante sax te werante sax jaaduwul nag foofu li jaadu ci diine mooy waxtaan li jaadu ci diine mooy munazara yërante nga wax ma wax ñu seet fu dëgg féete mais weddi subhanallah weddi baaxul mbokk yi. moo tax mu ni wa ma baqiya lépp loo ci desati nag kooku baabun lil inkaar dafa nekk buntu boo xam ni pour weddi la te weddi gi nag du delluwul lu dul illa su addanni bihim. waaw su ko defee nag
wala boog nga ni wa ma baqiya desul naam mooy gën wa ma baqiya desul baabun buntu lil inkaari buñ mën a jaar ba weddi leen illa suu addanni bihim lu dul ñaaw njort ci ñoom. nitu yàlla yi fenn rek nga mën a jaar ba weddi leen mooy xanaa nga ñaaw njort ci ñoom waaye bu fekkee am nga njort lu rafet ci ñoom su boobaa amul fenn foo mën a jaar te gis nga mbokk yi yonent bi alayhi salaam wax naa leen ko fii de yonent bi nee na ñaari jikko yi jikko bu julit bu koy jikkoo xetu ko àjjana doo ko xeeñ ci mukk yàlla ci yàlla musal te mooy suu danni billah wa suu danni bi ibadillah mooy ñaaw njortu ci yàlla ak ñaaw njortu ci jaami yàlla yi ñaaw njortu baaxul. alaaji bu saaxo radiyallahu anhu buur yàlla yërëm ko wali yàlla bu mag boobu xam nga micro day nëbbu wilaya micro nii micro day nëbbu wilaya alaaji day nëbbu wilaya micro day nëbbu wilaya Sénégal xamuñu ni alaaji bu saaxo wali yàlla la nga génn góor gu mag gu nekkoon ci mbir ki laan nitu yàlla la malaamati yu la boo gisee melo dof la yor mais danaan toog di ko wax mu ni alaaji bu saaxo buy wax ji day nekk leer dem ba ci kaaba ga fóon ko jaar ci raw du yonent bi fóon ko dellu si waat ci moom wali yàlla bu mag la amul benn werante alaaji bu saaxo nitu yàlla bu mag la du sax nitu yàlla bu tuuti waaye moom nitu yàlla boobu daf daan wax mu ni waaye nag alaaji bu saaxo nag seenu ma man du ma moroomam te xoolal li mu wax ci moom ñun ko lu tax mu ni àggagul ci yër duruus bi ñun ko luy duruus bi mu ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu génnee àddina nii ci zahir bi ñu ko dencee fi ñu ko denc yàlla dafa jël benn carnet xam-xam boo xam ne daf ko ngegenaayale ker noppam ga nee na am na nitu yàlla yoo xam ne seen doole ci yàlla àgg na ci ñu mën a yër téere boobu man mu ni moom ca la bokk waaye nee na alaaji bu saaxo jotul la yegg foofu xoolal loolu waaw léegi bu la neexee nag nga teeg fii yooyu yëpp xamuloo ko bëgg lu ñu wax nga weddi ko fii yàlla ñu yàlla dimbali parce que dafa am loo xam ni du mën nekk nag waaw xam nga xale bi nga xamante ni bii nii àggagul collège mi ngi nekk ci CM1 wala CM2 fi mu yem ci xam-xam ci calcul arithmétique wala mathématique mooy 1 plus 1 moo mën nekk li mu xam mooy 2 moins 1 moo mën nekk waaye moom munta dégg 1 moins 2 benn nga génn ci ñaar loolu moom mënu ko dégg parce que ci logique bi bu ko teg la ak fi mu toll parce que jàngale guñ ko domaine de définition waaye bu demee collège nag bañ jàngal ko domaine de définition dina xam ni ndeke moins 1 am na lii loolu rek la mel bu la ci kenn nax waaw te man li ma ci gën a métti nag ngeen baal ma gën maa kile mooy ñoom xam nañ loolu lii may wax ni yëpp xam nañ ko xam nañ yii may wax yëpp xam nañ ko mais ànd ak loolu yëpp dañ ciy joggi seen tànk loolu kenn xamul lu mu doon waaw maanaam parce que bu dee ci wàllu àddina nangu nañ ni domaine de définition am na xale bi bu tollee CM2 mënut a xam ni 1 moins 2 am na mënu ko xam waaye nag bu fekkente ni bi ñu dem na ba ca kanam tuuti dëgg-dëgg dina xam domaine de définition am na 1 moins 2 dana ma nekk waaw léegi nan nga ko mën a nangoo ci fànn googu te mënoo koo nangu ci lii c'est-à-dire li ma bëgg a wax foofu mooy même yow boo ci eggul sa ñàkk ci egg warul tax nga ñaaw njortu ci nitu yàlla yi ba lu ñu waxati nga weddi ko moom lay wax naan wa ma baqiya desul nag baabun buntu lil inkaari ci weddi leen ñoom nitu yàlla yi illa suu addanni bihim ndere xanaa ñaaw njortu ci ñoom rek wa hamlihim ala riya nee na ak rek nga jël leen ñoom nitu yàlla yi teg leen ci cadre boobu nga xam ni mooy ngistal waaw parce que bu fekkente ni bi ñu da nga ni nitu yàlla yi ngistal dong moo leen taxoon a jóg bëgg a feeñal seen ay maqaama bëgg a wane seen bopp loolu moo tax ñu bëgg fee indi lu bees waaye yàlla la muy wax na ko yonent bi la muy wax na ko l'islam bi mat na jeex na nang mel ni ñun dañu fay indi beneen l'islam waaw loolu lay nuru di te fekk yàlla xam na ni mag ñi wuute wuñu ak yonent bi alayhi salatu wassalaam luy toll ni dee wooy dañ ko ñemewul sax nag yow taalibe Sidi Ahmad Tidiane bii nekk fii Tiwaawan ñu daan ko wax Cheikh Al Khalifa radiyallahu anhu man de ba ma juddoo ba tey mosuma dégg nit ku ñeme ña wax lam daan wax ku ko wax xam Serigne Cheikh Tidiane Sidi wax na ko moom lam wax moom moom Serigne Cheikh la moo ko ñeme ña wax man ñeme ñu ma ko wax loolu man ñeme ñu ma ko wax moom am na sañ-sañ bi daf koy wax mu ni sëñ Babacar daf daan wax mu ni mosuma fàttaliku fu ma moyee yàlla ba pare teg ci moom Serigne Cheikh ni ci miim réew ba pare ni ma ko xamee keneen ku dul moom bu ko fi waxee waaw ak lam ca teg te wax na dëgg wax na dëgg
waaw kon nag mbokk yi il faut que ñu xam ni rek mbir yi dafa am ñoo xamante ni bii ni yàlla dogal na la mu dogal ci ñoom ba noppi waaw lépp loo mën rek mooy nga jéem a roy ca seen njàngale te jéem a mel ni ñoom waaye di leen diingat ak di ñaaw njortu ci ñoom loolu wax dëgg yàlla c'est pas une solution sincèrement. bu ko defee nag mu ni wa dhalika la yajuzu shar'a ci sharia nanguwuñ ngay jël sa moroomu nit di ko traité koo xam ni kii kat dafa bëgg feeñ wala kii kat dafa bëgg ñu gis ko wala dafa bëgg ñu dégg ko wala dafa bëgg ñu xam ko loolu daganul ci sharia parce que loolu xas la moo tax tuumaal as gor la te loolu laa yajuuzu sharia ku ne xam na ni daganul ci sharia wax dëgg yàlla bokk yi sëriñ bi nag nee na na nga xam ni yaa axi yow sama mbokk waaw summa alam na nga xam yaa axi yow sama mbokk rahimakallah mu ni yal na la yàlla yërëm anna ilma tasawuf nee na xam-xam boobu ñuy wax tasawuf muy soufisme nee na ibaratun ala ilmin inqadaxa min qulubi al awliya hatta stanaarat bil amali bil kitaabi wa sunna nee na xam-xam boobu ñu nga xam ne moom la ñuy wax ilmu tasawuf du dara lu dul loo xam ne li koy expliquer mooy xam-xam la boo xam ne dafa kosoo kos xam ngeen kosu boo jëlee almet nga teg ko ci fi ñu koy taale nga kos waaw loolu mooy inqadaxa waaw dafa kosoo dégg nga ko maanaam dafa jugee rek min qulubil awliya ci xolu nitu yàlla yi fala ko yàlla branché mu jugee fa hatta stanaarat ba àgg ci mën a leeral lan lay leeral bil amali bil kitaabi wa sunna ana nan lañ war a jëfandikoo téereb yàlla bi ak nan lañ war a jëfandikoo sunna yonent bi alayhi salatu wassalaam loolu dong mooy tasawuf bul yaakaar ni xam-xam la bu bees boo xam ni nitu yàlla yi dañ ko fi indi déedéet xam-xam la boo xam ni li ko fi indi mooy bu dee ci terme bi tasawuf bi parce que il faut que ñu comprendre tamit wax dëgg yàlla texte bi ak contexte bi mooy ilmu tasawuf ilmun inqadaxa min qulubi al awliya hatta stanaarat bil amali bil kitaabi wa sunna loolu mooy texte bi mais contexte bi xam nga mooy lan ñoom Seyd Ahmad Tijaani radiyallahu anhu bi ñuy ñëw jamono dañoo fekk jamono yàqu ci àgg ci yàqu foo xam ni nit ñi dem nañ ba taaru àddina rek moo leen ñor di foye waxu yàlla di foye waxu yonent bi alayhi salatu wassalaam tegu ci yoon ak ku leen rey lañ yemale amul fenn fu ñu mën jaar bay jëfe waxu yàlla ak fu ñu mën jaar ba jëfe waxu yonent bi alayhi salaam ndax ñi leen iblis mane ak nim leen gañee loolu mooy li amoon mbokk yi ñoom bi nu dikkee ñoom Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu situation boobu lañ fi fekk ci contexte boobu lañu ñëw waaye léegi bi ñu dikkee nuñ def nan lañ def mbokk yi mooy xam-xam bii nga xam ni moom la gaañi di weddi muy tasawuf ñoom bañ dikkee ci lañ jaarale nit ñi fexe ba li yàlla wax ci alquran ak li yàlla wax ci yonent bi ak li yonent bi wax ci xadisam c'est pas pour nit ñi mokkal ko nii di ko tari déedéet mais ñu teg leen ci yoon yuy tax ñu mën ko jëfee te loolu mooy solo si parce que mokkal fatiha mais jëfe ko moo ko gën wax naa leen ko fi sëriñ bi ndeysaan alhaaji Malick Diop moom moo ñu jàngal radiyallahu anhu buri yàlla dolli ngërëm moom moo ñu jàngal ma nga Tiwaawan ñu denc ndeysaan daf ñu ko daan nettali mu ni bi mu njëkkee ñëw Tiwaawan doon jàng si dem ci zaawiya si alhaaji Malick radiyallahu anhu mu ngi ko fekk moom rawaan ngom mi ngi toog mu def tahiyal masjid ba noppi daal di koy nuyu góor gi ni ko noo sant mu ni ko Diop fan nga dëkk mu wax Wakaam mu ni ko lan ngay ut ci dëkk bi mu ni ko damay ñëw pour sàkku xam-xam nee na mam rawaan ni dënn ba yàgg daal di ni ko moom de xam-xam bi nga fii sàkku si mu néew ak mu bari amut solo li am solo mooy lañ ci jëfi xam-xam bi nga fii sàkku si mu néew ak mu bari amut solo li am solo mooy la nga ci jëfi yàlla daa wax fa man yaalam la wax fa man yaamal mithqala darra wal asri inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa alimu la wax wala yàlla moom day juum wa amilu waxul ñu xam li baax de ñi daan jëf lu baax waxul ñi xamoon lu baax de ñi daan jëf lu baax kon tasawuf bii ñuy wax
du dara lu dul xam-xam bu bàyyikoo ci dënnu nitu yàlla yi ñuy seet fan fees lay njaarale nit ba mu mën a jëfandikoo waxu yàlla jëfe ko ba mu mën a jëfandikoo waxu yonente bi alayhi salatu wasalaam jëfe ko loolu dong la du leneen léegi nag mu des fañ lay jaarale pour yooyu mën a nekk te loolu du lu compliqué waaw su ko defee nag loolu moo taxoon ma indi téere bi incha allah dinaa ci jël tuuti rek ci ay bayit bu may daaneel paragraphe bi dégg nga mu daal di ni kon na ngeen xam ni fa kullu man amila biha inqadaxa lahu min dalika ulumun wa aadabun wa asrarun wa xaqaiqu tajizu l ansunu anha nee na képp koo xamante ni bii ni it jëfe nga loolu mooy lan mooy waxu yàlla ak waxu yonente bi alayhi salatu wassalam képp ku ko jëfe yàlla dana kos ci sa xol lan lay kos ci sa xol mu ni ay xeeti xam-xam ak ay xeeti teggin ak ay xeeti mbóot ak ay xeeti dëgg muy ay xaqaa'iq yoo xam ni nit wala boog aw làmmeñ dana lottu ci tudd ko waa mbokk yi mais lii mu wax ni hadis la yonent bi alayhi salaam moo ko wax yonent bi moo ni man amila bi ma alima awrathahu llahu ilma ma lam ya'lam képp ku jëfee li nga xam yàlla dana la donale xam-xam boo xamul woon pourtant ñi weddi ilmul batin de xam nañ ne hadis boobu yonent bi moo ko wax ñu koy weddi ñëpp xam nañ yonent bi ali moo tax gis nga am na loolu ku ko weddi weddi woo kenn yonent bi rek nga weddi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko wax di man amila képp ku jëfee bi ma alima ca la mu xam ci waxu yàlla ak waxu yonent bi awrathahu dana ko donale allahu bur yàlla ilma ma lam ya'lam xam-xam bu mu xamul woon jeex na xam-xam yooyu nag yàlla di donale nitu yàlla yi c'est parce que dañu jëfe waxu yàlla jëfe waxu yonent bi alayhi salaam loolu mooy tasawuf jeex na di loolu dong mooy tasawuf moo tax yow mi jëfewut bu la neexee mën ngaa weddi parce que doo ko xam nga ki nga xamante ni bii nii dañ fa dégg ñu naan ceebu jën dégg rek la ci am dégg am na bu weex am na bu xonq tu vois dégg rek la ci am ba tey nag waa est-ce que mën naa bokk ak Ahmed Fall bi nga xam ne moom dank na ceeb ba toll nii mu toll non defal ndànk rek kooku bu mën dafa nga damaa weranteeg moom ah déet moo weranteeg moom nag dañ maa war a faji de wax dëgg yàlla noonu la mel nitu yàlla yi dañoo jëfe waxu yàlla jëfe waxu yonente alayhi salatu wassalaam ba yàlla donale leen ca ay xam-xam muy ay ulum donale leen ca ay teggin muy ay aadab donale leen ci ay secret muy ay asrar donale leen ci ay dëgg ay réalité yoo xam ni làmmeñ lottu na ci tudd ko xaqaiq yoo xamante ni bii ni taajizul alsunu anha nadira man qadaxa li ulamai shariati min al ahkami hatta amilu bima amilu min ahkamiha waaw nga xamante ni bii ni nag loolu duñ ko mën a mettre en rapport ak li nga xamante ni bii ni mooy ñi nga xam ni attey sharia bi moom la ñu jàng jëfe ko ba xame ca lan ca xame ci ay atte xam nga tey ki nga xamante ni bii ni yàlla subhanahu wa taala li mu wax ci alquran ak li yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ci sunnaam bii toppatoo na ko lijjanti cadre xalaat rek toppatoo ko lijjanti ko ba jëmmi jamono benn xew-xew am par exemple boo xam ni gisuñu ni yàlla subhanahu wa taala wax na ci xew-xew boobu exactement wala yàlla subhanahu wa taala yonent bi alayhi salaam wax na ci xew-xew boobu exactement loo xam ne mën nañ ko jox atte ci xew-xew boobu mais ki jàngoon atte yàlla yi jàngoon ak wax yonent bi alayhi salatu wasalaam am jumtukaay yu mu duggee ci waxu yàlla ak jumtukaay yu mu duggee ci wax yonent bi alayhi salatu wasalaam mën a def ay dëppale ba mën ni kat lii la gën a jege kon nañ ko jox atte bii pourtant loolu nangu nañ ko ci diine de nangu nañ ko ci diine parce que yonent bi alayhi salatu wasalaam nag jamono bu nekk da ngeen koy dégg lan moo tax ñu ne lépp luy mandele dafa xaram xam nga soow bu baree nii boo ko naanee da ngay màndi de dafa tax soow xaram waaw léegi kon léegi wax yonent bi dañ koy dégg rek kullu muskin xaram lépp luy mandele dafa xaram rek kon soow xaram na kon léegi waaw déet def leen ndànk xam nga lem nii bu baree nga naan ci nii genn naan gi xam nga mën ngaa màndi ndax dafa tax lem ci jëmmi ba moom jëmmi lem moom dafa tax mu xaram pourtant sangara yi ngay gis yëpp yiñ koy defaree yëpp lu ci ëpp yu dagana lekk la sangara bii ngay gis muy nit ñi di ko naan di mandi lu ëpp ci liñ koy defaree lu dagana lekk la
léegi kon ana lan mooy li xaraam lu yonent bi alayhi salatu salaam di wax foofu lan lay yonent bi di wax ci li xaraam foofu illa bi lay wax te illa bi moo di al iskaar muy jëmmi mandi ba taqalikoo ak sa sago loolu moo waral ñuy jël tey ji lépp loo xamante ne bii ni bu ko nit jëfandikoo wee ci tàng-tàng bi mën na koo taqaleek am xelam taqale kook sagoom dootul xam fu mu nekk ñu loolu kon xaraam na ndax illa bi parce que daf koy taqale ak sagoom daf koy taqale akum xelam loolu nag foog ñu bàyyi ci xel de mbokk yi moo tax waxu yonent bi alayhi salaam du nu la neex nga déggee ko déedéet mu ni fa tasawuf loolu nga xam ne nag moom la ñuy wax tasawuf innama huwa zubdatu amali al abdi bi ahkami sharia ida xaliya min amalihi al ilal wa hudud an nafs nee na gis nga tasawuf du dara lu dul loo xamante ni bii ni nee na nit ki nga xamante ni bii ni dafa mën a zubda mooy dax xam ngeen dax fanaa ñiy faral di jëfandikoo fromage dinañ xam dax gruyère bi dax ah xam ngeen dax waaw kay zubda mooy dax waaw kay zubdatu amalil abd mooy dax bi nga xam ni moo nekk ci jëfi jaam bi ahkaami sharia ci jëf gu muy jëfe attey sharia bi gis nga attey sharia bi soo koy jëfe dafa mel ni am soow moo xamante ni bi ni dañ koy soog a ratt léegi ci nag bi nga topp di jëfe soow mi nag tàmbali di daje di tëju ngay jëfe muy daje di tëju ba dax bi daal di juddu nekk ca kaw ni cop nee na gis nga dax boobu li ëpp solo ci soow mi li concentré wu matière yi nga xam ne moom la ñu soxla yépp mi ngi ci dax bi dax boobu moo di tasawuf mbokk yi moo tax nitu yàlla yi bu la ci kenn nax fokk la ñu xam ñoom rek ñoo ko mën a xam parce que li mu wax ni fa tasawuf du dara lu dul innama huwa du dara lu dul zubdatu amalil abd nee na dax bi nga xam ne mooy tukkee ci jëfi jaam bi ahkaami sharia ci jëfe gu muy jëfe attey sharia bi ida xaliya min amalihi su fekkee moom jaam ba jamono ba muy jëf nag di jëfe sharia bi jëf ja wéet na ci lépp loo xam ni dañ koy tudde al ilal mooy damay jëf ngir nangam déedéet nit booy jëf da ngay jëf ngir yàlla waaye jëf ji bu mu am benn illa waaw kay kooku mooy bu njëkk bi wa hududi nafs ak cëri bakkan yi am na koo xamante ne bii ni lépp lu mu jëf rek yëgal ni bakkanam am na ca cër waaw loolu tam nag duñ ko mën nangu dégg nga ko de kama anna ilma al maani nee na noonu nga xam ni loolu ñu tuddee ilmul maani xam-xam bii jàngale maana yi nekk ci waxu yàlla ak maana yi nekk ci waxu yonente bi alayhi salatu salaam ci wàllu balaaga ndax balaaga ñetti xam-xam la dafa am ñu tuddee ilmul maani ilmul bayaan ilmul badia ñett yi soo leen boole moom lañ tuddee ilmul balaagati la rhétorique danañ ci ñëw kama anna ilmal maani noonu nga xam ni moo di ilmul maani zubdatu ilmi nahwi nee na moom mooy dax bi nga xam ni moo nekk ci xam-xamu grammaire muy nahwu effectivement il a parfaitement raison et sur toute la ligne je donne un exemple xam nga fi mu nekk ni yàlla bu waxee ci alquran ata amrullah ata dikk na ba noppi amrullahi mbirum yàlla muy saatu lu muy tekki waxtu wa nga xam ni ci la war a yàlla yi war a yëkkati suuf ndax dafa tax mu dikk fi mu nekk ni dikk na te jamono yonent bi la ko yàlla waxoon ndax tax na mu dikk maa déet xam nga dikkul kon lan moo tax verbe bi mu conjugué ko à l'accompli waxul sawfa yati dana dikki foofu nag la ilmu nahwu mën a yem moom xamal la ne la ata dikk na verbe bi passé la amrullah mbiru yàlla fa'il mooy jëf ji waa léegi mbokk yi yàlla ba mu ko waxee yonent bi alayhi salatu wasalaam bi tey ndax tax na saa ñëw du agseegul ala kulli xaal dana ñëw lu tax nag léegi nag ñu xam ne dana ñëw lan moo ñu xamal ne dana ñëw c'est parce que temps bi daf ko conjugué au passé bi mu ko conjugué dafa am lu muy signifier lan lay signifier loolu du lu ñuy werante du lu ñuy laam-laamee ata dikk na ba noppi te kenn mënta tere mu dikk waaw kay amrullah saa yonent ni gër ñit jóg yàlla ni ko déet fii la jot waaye jotagul foofu de fala tastaajilu bu leen ko yàkkamti
loolu ilmul maani moo la koy jàngal. kon ilmul maani mooy nekk zubdatu ilmi nahwu, mooy dax bi nga xam ni moo nekk ci loolu ñu tuddee grammaire, muy ilmu nahwu. naka noonu itam nag nee na fa man jaala kon nag ilma tasawufi ilman mustaqillan, kooku saduqa. nee na képp koo xamante ni bii ni jël na loolu nga xam ni moom mooy xam-xam boobu di xam-xamu tasawuf, dégg nga ko, mu nekk xam-xam boo xam ni xam-xam bu beru la, maanaam xam-xam boo xam ni du lu xam-xam bu beru mooy fànn boppam, kooku saduqa, dëggal na la mu wax dëgg la. wa man jaalahu ayna ahkaami sharia it saduqa, képp koo xamante ni bii ni jël na xam-xam boobu nga xam ni moo di ilmu tasawuf mu def ko jëmmi attey sharia, effectivement kooku it wax na dëgg. lii nag lu ñu bari dul mën a dégg, te li tax duñ ko mën a dégg mooy dañ naan la lii ba mu fi xewee barki démb la te sharia bi naka jekk mi ngi fi woon. foofu la problème bi nekk nag. problème bi c'est pas ça, du nomination bi, jëf ji la. jëf ji wax naa leen jamono bu nekk ca jamono yonente alayhi salatu wassalaam la fi tasawuf nekkoon. kon kay du ñu dikk ba tey jii nag ñu naan ñu tasawuf barki démboo njaay la. ñoom Cheikh Abdul Qadir al Jilani ibn Muhammadul Arabi al Hatimi ak ñoom mais attends déedéet ñooñu fi lañ fekk tasawuf waay nag mbokk yi, jële ko ci seen ay sëriñ ba ci yonente bi alayhi salatu wassalam. kon wa man képp koo xam ni jaalahu jël na ilmu tasawuf mu def ko ayna ahkaami sharia, muy jëmmi wala balluwaayu attey sharia. bu la neexee sax nga wax jëmm, waaw xëy na balluwaay mooy gën a approprié terme boobu, waaw mais mën na firi jëm, waaw mën na ko firi, ndax su boobaa tasawuf ci tënk bi rek nga koy yóbbuwaat. waaye bu fekkente ni bi ni nag ci xam-xam ak ci jumtukaay, tasawuf dafay daal di nekk balluwaay bi nga xam ni attey sharia bi ci lay jaaree. te dina gis nga yi muy wax ni ci kanam tuuti dina ci indi ay exemple ci ñoo xam ni ay boroomi ngir la ñu woon, daan gàtt ci masala, daan fekk ay nitu yàlla yoo xam ni ay mutasawifa lañ, ñuy sukk ci seeni tànk pour yenn masala yi ñu gindi leen ci, dana ko indi. dégg nga moo tax mu ni waman képp koo xam ni nag jaalahu def na tasawuf, dégg nga ko ayna ahkaami sharia, muy balluwaay bi nga xam ni ca la attey sharia bi di bàyyi ko, kooku saduqa, wax na dëgg, dëggal na. nee na kama an man jaala kama an man jaala ilma al maani wal bayaani ilman mustaqilan saduq. xam nga ki nga xam ni it dafa jël ilmul maani ak ilmul bayaan nga def leen xam-xam boo xam ne ni xam-xam yu beru lañu, ni lii leen lu ci nekk ak fànn la, dafa am xam-xam bu muy traité di ko jàngale. xam nga ilmul bayaan mooy xam-xam bi nga xamante ne bii nii dafay leeral wax yi ci maanaa yi ak la ca aju. ilmul ba nuñ koy waxee te ilmul naxwu xam-xam la boo xam ne dafay lijjanti maska yi pour nga xam lii seen taxawaay, lii lay firi wala lii yu mel noonu. nee na leen lu ci nekk xam-xam bu beru la, dinaa ci ñëwaat après. nee na loolu ku ko wax na dëgg. ilmul bayaan ilman mustaqilan la, ku ko wax nga dëgg. xam-xam la boo xam ne xam-xam bu beru la, parce que nag du barki démb rek lañ ko dajale, déedéet. te li muy wax ni après dinaa ci ñëwaat, parce que am na foog ñu xam ni ilmul balaaga du woon xam-xam boo xamante ni bi ñu dafa jëkk tëb rek tudd balaaga, déedéet. dafa njëkk ci ilmul maani teg ci ilmul bayaan, ilmul badi' soog a ñëw ñu dajale ñett yi tuddee ko ilmul balaagati. dinaa ci ñëwaat après. nee na wa man jaalahu képp koo xam ne it def na loolu nga xam ni moom mooy tasawuf min déggal nuñ koy waxee ti ilmul maani ak ilmul bayaan, nga def ko min jumlati ilmi nahwu, lépp nga boole ko ni la ilmu nahwu la, mais ba tey tamit saduqa nga dëgg, parce que nahwu li muy firi mooy jubluwaay rek. su ko defee nag tabarakallah mbokk yi, damay taxawa di noonu rek ndax waxtu wi jegeñ na, te it wax dëgg yàlla weesu lañ sax fa ñu waroon a taxawee. xanaa rek di gën a incité waat nit ñi ci ñuy gën a abonné rek ci chaîne bi, te it di gën a bàyyi xel téere bi, ndax ñun moom la ñu am, loolu la yàlla dogal. ñu ngi daaneel foofu nag suñu kaddu di ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp lu ci jub rek ñu xam ni mbaaxu yàlla la, mala di Seyd Ahmad Tidiane radiyallahu anhu la. lépp loo xamante ni bii ni itam nag jubu ci rek ñu xam ni ab dong bu doon fortaatu rek la tey jéem. ñaan yàlla subhanahu wa taala mu mottali nu te nangul nu yiw yi itam yàlla ñu ko yàlla boole ci mbaaxu yàlla ak daraja yonent bi alayhi salatu salaam, war may Seyd Ahmad Tidiane leeri salat al fatih lima ughliq. yàlla nañu yàlla defal jàmm, defal ñu ko àddina, defal ñu ko àllaaxira. yàlla nañu yàlla ekkati, yàlla nañu yàlla dimbali, yàlla na yàlla saxal jàmmam ci ñun, yàlla na yàlla saxal teraangaam ci ñun, yàlla na yàlla saxal suturaam ci ñun, def ko ci réew mi, def ko ci réewi jullit yépp.
def ko ci àddina bi yëpp. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.